wool leen ma Tange Tandian wool leen ma Tange Tandian monsieur Niass mu ñëw wuyu jeeg sama yaram daa tàng wool la ma Tange waay mu ñëw wuyu jeeg s'il vous plaît wool leen ma Tange la Tandian mu ñëw wuyu ma gars yi bu 500 yi matee ñu démarré waaye s'il vous plaît bu 500 yi matee nañ démarré partagez leen maximum ñu waxtaan bismillah may leen ma bind benn affaire bu ndaw ci page bi ma ñëw gars yi bu 500 yi matee ñu démarré na 500 yi mat ñu démarré waaye s'il vous plaît bu 500 yi matee ñu démarré na 500 yi mat partagé leen 500 yi na mat nañu démarré ngeen wool ma Tange Tandian comme kaaw ma ki moom la yónni moom la ñuy téye moom la ñuy jàpp xamal ko ni que ne xale man de bi ma juddoo sama ndey ba léegi musuma gis xale buy fooyee xuuru baayam ngeen jëggal ma nag ci kaddu yi bi ma juddoo sama ndey waaw je suis en direct je suis en direct waaw je suis en direct ah gars yi dem leen ngeen wool ma Tange Tandian nee leen ko mu ñëw wuyu jeeg waa kay dafa am li ma ko bëgg a laaj bu ma tontoo ci loolu après ñu commencé Tange daal nañoo jàqal la jeeg dama ko bëgg a laaj ndax bi mu juddoo ci ndeyam ba léegi bés na gis xale buy fooyee xuuru baayam waaw bu ma tontoo ci loolu ba pare après ñu soog a xuus nag ci waxtaan bi wala yéen followers yi di seetaan fii yéen mi nekk ci biir live bi ngeen juddoo ku ci nekk ci yéen bi ngeen juddoo ba léegi mës ngeen gis xale buy dem téye ci xuuru baayam yi di ko fooye xam ngeen mësu leen ko gis xale wenn yaayam lay fooye waaye du fooye xuuru baayam Tange nag daa yabaate bu ma tee 500 ñu démarré bu ma tee 500 ma coupé sama live dem toog pour muy clair bu 500 yi matee xam naa ne page bi dañ ko restreindre 500 yi na mat bu 500 yi matut ma coupé live bi tranquille ma dem ma toog damaa liggéey ba 21h bii ma wàcc live bi moo tax ma doon parax sama liggéey bi voilà bu 500 yi matee ñu démarré bu matut nag nañ ko kal fii may remercier de passage ñi nga xamante ne que ne depuis démb ba barki démb depuis samedi ñi ngi jël seen xaalis di ko dugal ci xale yooyu nga xamante ni que ni seen waajur yi seen loxo jotul seen ginnaaw di leen jaajëfal mënuma lim nag seen tur yi yëpp parce que j'ai pas la liste des prénoms et des noms en tête ni en face de moi ok ñi nekk di joxe xam ngeen seen bopp depuis samedi dem ba dimanche ba tey lundi kii réceptionné di grand Félix mu ngi may woo à tout moment di ma naan diw yónnee na mais ma leen di ñaan képp ku yónnee nag ma yónnee tamit wala boo yónnee ba pare nga joxe sa tur comme ça ñu mun koo bind ñu mun a xam kan moo joxe s'il vous plaît après bu leen neexee mun naa bañ a tudd seen tur su ma toogee ci kanam direct bi pour remercier leen mais dama soxla seen tur pour ñu mën a xam kan moo yónnee boo leen yónnee ni nangu leen def tur bi comme ay ñoom Orange Money ñoomi seen surtout ñu nekk Europe bii da ngeen di yóbbante seen mbokk yi nekk Sénégal pour ñu joxal leen xaalis léegi boo leen yónnee xaalis bi ci grand bi moom bu jotee xaalis bi du xam kan la da ngeen di joxe tur bi rek après ngeen ne ko neel Fatou jarul mu tudd sama tur ay sa dama lay doo res ma jumelle mu ne je suis peur na 500 yi mat borom bopp bu xonq bi ma fi jàpp dinaa bàyyi Tange ma ñëw jàppala dootoo ko defati dama leen laaj benn question ma ne leen ngeen dem ngeen ma laajal ma ko Tange nee leen ko jeeg nee
ndaxte ba mu juddoo ba léegi est-ce que mus na gis moom xale buy fooyee xuuru baayam est-ce que mus na koo gis xale wala yéen mii nekk fii ci live bi bindal leen ma ko fii kan moo mus a ñeme fooye kan moo mus a gis xale buy fooyee xuuru baayam amul fenn. Tange nag dafa yabaate Tange kenn waxu ko qu'est-ce qu'il a waaye kay boo dematee 500 ñu démarré fa laa koy bloqué nguum fa laa koy bloqué ma dem bindal droit d'auteur Facebook ndax mu wàcc ma restreindre depuis combien de jours kenn xamul lan la Michael Hamburger daal yéeg na sama compteur bi daal nee na du ko wàcc. na 500 yi mat waay bu 500 yi matee ñu démarré. Hola. Je suis en direct. Ça a été? Oh mon Dieu. Pourquoi tu m'as pas dit que tu devais travailler? Mais je ne savais pas, on m'a juste envoyé un message. Ah, Non, on m'a appelé. ok. Bu matee 500 yi ñu démarré s'il vous plaît. T'as mangé? Non, je viens d'arriver, je suis en direct. J'ai pas le temps. Tu peux manger toi. gars yi bu 500 yi matee ñu démarré 100 500 du ma wax du xam ngeen ma na 500 yi mat ñu démarré waaye na 500 yi mat s'il vous plaît. voilà bind naa sama droit d'auteur mën naa génn ci live bi te dinaa dugal membre famille Ousmane Sonko en direct bu lay ñëw démentir da ngeen mun a fen da ngeen mun a yàq der yéen boo leen ciblé nit yéen a gën a dangereux dëmm yéen a gën a bon dëmm yéen a gën a yées li yàlla sàkk ci kaw suuf sénégalais mooy am na ay xeetu sénégalais yoo xamante ni ñooñu ku saabu nit yeewee war nga di muslu sa bopp pour nga da yàlla boole la ak ñooñu wala ñuy tudd sa tur si seen jëmiñ yow yaa ngi yore sa bos bu naan wañ bu naan fang di jant bi tegoo ci sa baaraam waxoo ko ngaangoo ci yow foo ne woon Tange dama leen ne 500 yi na mat waay na 500 yi mat man loolu moom may tàngal fu mu nekk nii damaa démarré à 30 kilomètres à l'heure bu affaire bi eggee 500 nag sama yaram bi xaw a tàng voilà parce que du ay fo am na ay doomaraam yoo xamante ne dangay jàkkaarloo ak ñoom nga ne leen ay doomaraam ngeen ñu dëggal ko seen bopp Tange dafa doon foo mais daa juum xale boo bëggee foo da ngay dem téye si sa weenu yaay nga fooyee ko doo dem fekk sa baay fi mu toog nga ne dangay téye ci xuur yi kenn du ko def kenn du ko def Tange dafa yabaate Tange foo nekkoon mois de mars fu mu la fekk après mois de mars foo newoon yow événement yi am fii yëpp yow foo newoon fan nga nekkoon danga nekkoon daal lu comment yëgoo li xew biir Sénégal foo newoon Tange foo newoon parce que génn nii rek nga taxaw si sa benn plateau de télé xaw ma émission wala dañ laa invité whatever nga taxaw nga déblaté wu ci vie privée doomi aadama boo xamante ni que ne yow kooku du sa xarit du sa àndandoor du sa mappandoor du sa dëkkandoor du sa demalante musoo njënte ba mu ñëw fa musoo woote ba mu ñëw fekk si la yow kooku looy wax ci moom uti buzz
dañoo xool li xew ñi nekk yi xam nga dañoo def plateau yi le da ngeen ko kii nag de da ngeen koy awantoo am na ñu la fi jiitu woon je passe tu passes nous passons il passe nous passons vous passez il ou elle passe léegi nag yooyu yaa egg nag ci terminus bi fii nag du bës nga ñëw uti di nga am bës xam nga fii lañ la jiiñ ni que ni danga am na góor dama tudd tur bu fi taxaw Sénégal ñëpp di ko dëgg nee na danga kaa violé danga kaa tëddee Paris ñu ne déet jigéen bu toog États-Unis nee na danga kaa simmil ay jaaru ay takkaayam ba pare takkaay yi jaar foofu ne mente may kenn gisu ko Tange yow xanaa waxuñu la qu'est-ce qu'il a fi nga doon dugg noonu waxuñu la ko xam nga si sa biir wax sa yaa ngi ko doon junju nga ne Ousmane Sonko mooy nouveau mooy daa teg boppam président moo yey mu teg boppam président Tange Ousmane Sonko moo yey mu teg boppam président Sénégal daa am président ana président bi élection 2019 bi fekku la fi kan moo gagné élection yi ñu sàcca dëkk boobu normalement dafa waroon a doon comme Guinée Conakry actuellement fii ku ma fi jàpp mu may dugalal ay bopp yu mer dootoo ko dolliti may lan bloqué naa ko jarul ngeen fiy nekk di ko saaga ku fi gis borom bopp yu mer yi rek xaaral ma taal sama beneen téléphone bi teg ko nii man ku ma fi jàpp ci bopp yu mer rek xam naa fi ma lay yóbbante fourrière laa lay yónni fourrière ku bëgg a foo nga dem téye si sa weenu yaay ku bëgg a ñëw dugg sama biir live bii nga ne da ngay téye si sa nga bëgg a ñëw téye si sama xuur yi dinaa jël sa loxo yi teg ko si sa weenu yaay nga fooyee ko na tamay seen bàyyi man kenn du fooyee sama xuur ma dugg ci live bi may xaar borom bopp yi xonq yi di nar a ñëw dugg fii ñii di commentaire négatif woo ma les 14 admis yi nekk sama biir page pour ne leen damay dugg heure bi xam naa ne ñu ngi may xaar à 22 heures man nag maa leen ëpp bopp 22 heures du ma ci xaar kenn xam naa yéen a ngi may xaar 22 heures yéen a ngi ma doon xaar 22 heures ah n'est-ce pas ma fël leen nag moyen 30 minutes pour wol ne ni que maa leen gën a rapidos waaw Tange yow xanaa waxuñu la qu'est-ce qu'il a yow waxuñu la fi nga bëgg a dugg yow waxuñu la xibaaru jeeg bu Ousmane Sonko waxuñu la ko waxuñu la fi nga bëgg a dugg waxuñu la ki nga bëgg a tudd kan la yow neewuñu la jëlal sa lamiñ boobu nga tourné ko juróomi ñaari yoon ci sa biir jëmeñ jooju balaa ngay génnee tur us di ci teg maan waxatuma la nga ne danga ciy teg santam di naan Sonko yow laaj waxuñu la yow da nga war a wax yow bu wax jotee nga ne nga tëju nga gas ba mu xóot nga dugal sa bopp foofu nga suul sa bopp waxoo nga toog 1 mois jàlla ñu ne mars ñu ne avril ñu ne mai ñu ne juin ñu ne juillet ñu ne août ñu ne septembre nga xaar ba 7e mois ngay génnee sa jëmeñ bi nga ñaas noonu mel nii nga jéggal ma data bi ñu agrafé ngeen jéggal ma nag waaw sama yaram xam nga léeg-léeg nag mu tàng voilà yaram bi moo tàng nag voilà il faut que ma temps ma jox ko dosam tuuti parce que am na ñi ko fi jiitu jaar nañ fii ñu mos il faut que ma mosal ko nag ngeen jéggal ma voilà tey moom on sera pratiquante nous tous voilà on sera des musulmans mais pratiquantes aujourd'hui waxin la nag yéen a ngi dëgg temps yow foo nekk foo nekkoon 7 mois yi yëpp fan la fekkoon nga ne Ousmane Sonko moo jël vie privée am bu muy dund ci biir këram mu indi ko mu ñëw mu teg ko ci plateau de télé génneel plateau de télé bi nga xamante ne Ousmane Sonko jaar na ci entre mois de mars ba tey jii mu toog fa mu ne sama jabar daa ñool wala daa gàtt wala daa xees wala daa ñuul du am boo ma génnelee vidéo boobu wala audio boobu ngeen di ngunu ni depuis audio boobu ngi ngunu ni jël fi say morom xoolal ñi la fi gën a ponkal gën laa sut gën laa ëpp doole gën laa am mën jaar nañ fii
ñu wàccee leen ba ñu laal 0 kenn déggatu leen offline nañ dem nañu tëdd ji yow yaa gën a tuuti yow dañ laa pare sacrifier gis nga sa 111 boobu nga ñaar si sa kanam bi man dama la ciy yokkal yeneen 111 déggoo ma de sa 111 yi nga ñaar si sa kanam bi man dama la ciy yokkal yeneen 111 dama leen ne fii kekk la changement by force ku bañ changement bi xoolal dañ lay teg ci place publique dinañu raboter sa xuur yi ba mu mun a nemm ñi teg si nag acide muy seey sa kanam nga koy gis comme amul leen benn njëriñ amalu leen sénégalais benn njëriñ yenay jaam Ousmane Sonko kan moo koy xool te nga doon doomi Sénégal nga toog nga gis depuis 1960 ba léegi li sénégalais yi di dund li doomi sénégalais yi di dund boo demoon jël sa fauteuil nga toog ci buntu hôpital yi ngay xam sa buntu sa quartier boobu nga dëkk noonu boo doon def tour quartier bi bu boobaa ngay comprendre nga yow war ngaa attaquer Ousmane war ngaa ànd ak moom yéen lii mooy lan mooy seen problème man xam nga lu may gën a tàngal man bu ma gisoon paa bu toog sax paa bu toog mu leer ma que ne kii dafa am âge bu avancé dee la gën a jege di ko dund kooku toog muy naan Ousmane Sonko damay naan comprendre kii heure am lay xaar ak jour am ak waxtoom mais jeune yaa ngi croquer la vie en plein dent yow nga xam ni que ne Ousmane Sonko lu muy xeex nii yow sa doom dina ci gis boppam sa mbokk yi seen doom yi dinañ ci gis seen bopp suñu sët yi dinañ ci gis seen bopp ñëpp a ciy gis seen bopp ñun ñuy toog fii Europe di ci xeex pour changement boobu di ko jàppale di ko gunge ci changement boobu defuñu ko parce que dañoo ñàkk fayda foo leen toog ngeen ne Ousmane moo indi ay saagakat foo leen toog ngeen ne Ousmane moo fi indi ay nit yi di wax lan moo tax duñu leen saaga bu ñu gisee ay nit yi imbécile yi indiscipliné yi réew yi xamadi yi doome taal seen connexion jàkkaarloo plus de 17 millions d'habitants ngeen gis la masse que Ousmane Sonko a réuni autour de lui ngeen war koo mën a accompagner ngeen xam ni que ne foofu la dëgg bi nekk ngeen ànd ak moom parce que moom xale la te yéen ngeen di mag yéen a ko war lii muy def nii yéen a ko jiitu ci kaw suuf yéen a ko waroon a def defu leen ko ngeen doon martaat bu teyee ngeen toog fii bu subaa ngeen taxaw fële xamu leen li ngeen di def ngeen mel ni ay weñ ngeen di cëppi yàlla ñoo indil ñu ko feeñal ñu ko 2014 de 2014 ak tey xool leen affaire bi fu mu ko jëlee ak fu mu ko indi tey génnal nga woote nga génn nga ne da ngay dénigré kooku nga ne jabaram daa tas dem na mété yooyu yaagu yow la ñu joxoon yow la ñu yónni woon pour nga dem ñaanal ko jabar yow la yónni woon Ousmane Sonko bi mu paree pour dem takk jabar yow la joxoon nguróom pour nga yóbbul ko yow la yónni woon nga dem util ko jabar bu muy uti jabar bu muy labat fekkeewloo bu muy takk fekkeewloo buñ koy jëbbal jabaram fekkewoo ko ay doomeeraam jàmb la ñu ne pousse ñu ne la demal nga dem exploser ji parce que yow yaay kamikaze bi nga ne da ngay ñoo songu ay xale yu pare te xam lu ñu bëgg gis ki ñu bëgg ñi koy gunge nga ne yow da ngay ñëw dañuy ñoo songu yow ñun dañoo xaj ci yow waxuñu la fan nga bëggoon a dugg yow da ngay xaru xanaa Tange da ngay xaru da ngay xaru Ousmane Sonko bu muy takk jabaram du yow du man du keneen en dehors de mbokk jabaram yi ak mbokkam yi ñoom moom ak xaritam yi ko jege ñi xam yooyu danga ci bokk ci délégation bi da nga fekkee loo xam loo yore comme preuve bi ngeen di wax depuis affaire de Ousmane Sonko ak jabaram tas nañ wala tasuñu lan mooy si seen yoon sax Ousmane Sonko xanaa depuis kañ la tas ñàkk bañ a daggan ci biir ci kaw ci àdduna bi sëy di tas kañ la bañ a daggan ci biir Sénégal ba loolu nit war a mu koo taalee connexion daal taalee ko télé xawma émission dara ciy taxaw jàpp benn leader politique boo xamante ne que ne Ousmane Sonko daa yore tarixa te tarixa bu baax bi la yore mooy tarixa bi nga xamante ni que ne moom la yàlla bëgg mooy patriotisme tarixa boobu la samp taalibe yi topp ko ñun ay taalibeem la ñuy wéy nag ci ndiggalam boo ñëwee nag nga ne kooku da nga koy ruux ñun ñooy jël suñu loxo bi dugal ko bu ma rusutoon ñi may seetaan dootoo ko defati ay nit ñu may ñaan depuis ci bëccëg bi ñu ne ma faatu dose ko yéen doo leen dara
Sénégal bu ñu ko naree defar yéen il faut ñu jàpp leen yeewu leen ba ngeen dëgër dugal leen fen nañ seele leen foofu ba affaire yi ba ñu paree defar dëkk bi yépp ñu soog a leen indi yóbbu leen parc an ñi bàyyi xel nit ñi di ñëw di leen seetaan gratuitement entrée gratuite parce que amalu leen société bi na njëriñ yow temps yow référence nga yow balaa ngay wax ci say jàmbur xam nga ko takk jaar nga ne ko fase nga benn kooku ba léegi waxoo ko ne yow yambar nga góor bu yore ñaar ci biir këram nga ne ko fase nga benn te benn boobu ngay naan ne ko da kaa fase yeneen koy yéene fase jabaram bi depuis mois de mars ba léegi yeneen ngi duul di teg di fen sans vergogne sans complexe Ousmane naa nga ñaari jéegam yi ci biir këram ñiy daagu yow dëkkoo ak moom xamoo dara nga génn ngay ratatate benn retardataire daal bu tudd Tandian daal koo xamante ne dañ ko jiiñ Ouzin Keita fii la jiiñ nee na France sëkk ngeen fa lu yàlla lu mënuma si sa jaar ñu ne déet génnuloo nga tontu ci loolu nga leeral affaire yi ah dégg nañ daal dem nga porte plainte fa la ñuy yem ñu ne déet jigéen États-Unis nee na nga ko doon jàppale ci ay takkaayam di ko doon génneel takkaayam bi teg ko fi mu teg noonu takkaayam bi yoo moom ak yàlla mu won ginnaaw nga yoole ko boobu ba léegi sa tagul de takkaay yi feeñagul ndaw si dugal na tànk dugal loxo kenn gisul takkaay yow nga war a mën a génn nga mën a teg sa gémmiñ ji nga uti sa benn place nga toog fa booy wax sa nga wax loo xamante ne que dalaa leer yow ñi la yónni ils sont pas compétents hein parce que yow doo waaja xam nga dañu jëloon Bougazelli la ñuy jël bête de foire boobu dañ ko jëlee jox ko liberté provisoire am au lieu que mu dem mu lem xuuram yi mu toog cëpp jëmiñam bi mu bañ fiy wax mu nekk mu commencé di cëppi ci plateau de télé yi di ratatati yàlla ne ko ni maa ngi ñëw del wax man su ma lay noppiloo lu lay ñëw noppiloo mi ngi ci yoon bi mu def benn plateau ñaar ñett ana vidéo bi gisu leen vidéo Bougazelli fu mu génn fu biñ ko génnee tëjul gatam Tange yaa ngi ci Facebook bi xanaa gisoo liñ lay yónnee sa vidéo yaa ngi génn de fu la maa ngi ak sa vidéo fu la Ouzin Keita di la accuser de viol vidéo baa ngi fii yaa ngi dëgg maa ngi ak vidéo fu benn jeeg toog États-Unis xaw ma fan ci États-Unis mu lay traité de sàcc nee na yaa ko sàcc mu di ko waat ba di ko waat yonent yàlla Muhammad génnoo nga leeral loolu de te takkaay feeñagul doo tontu Ouzin Keita dossier Ouzin Keita doo ko traité boo paree nga tourné nga dem régler ñu dossier takkaay or yi réer au niveau des États-Unis parce que am na benn jigéen bu doon xëy di gontu di dangi jënd ay takkaayam teg nga ne ko mente mes dem ak moom sans vergogne nag nga toog ci plateau de télé nga ne da ngay défendre sa bopp mu ne la yaa ko sàcc kër gi lu muy bëri yépp ay xaj nee na yow bi mu rombee yaa ko mbaw ci xaj yi taxawoon ci xaj yi nekkoon ci biir kër jooju nee na bi mu rombee yow daal yaa ko mbaw yaa ko ne waf far nag mu jaar foofu gisatul takkaayam bi donc yaay xaj da nga ne Ousmane Sonko ay saagakat la am non yeneen def lu tax ñu saaga leen yeneen def lu tax ñu manqué leen respect parce que yéen da ngeen di jàkkaarloo ak population yi ngeen ñuy manqué respect da ngeen di jàkkaarloo ak suñu gëm-gëm ngeen ñuy manqué respect suñu kaw gëm-gëm ah yéen da ngeen di jàkkaarloo ak sénégalais nga leen di manqué respect yow da ngaa dëkk ak Ousmane Sonko yow ba muy tas ak jabaram bi yow la ñu jox guro bi nga yóbbu yor nga ay preuve génne ko génneel preuve yi nga tegal ko sénégalais yi génneel preuve yi nga tegal ko sénégalais yi génneel preuve bi génneel preuve yi nga tegal ko sénégalais yi fii la ñu toog ñoom prési génn ñu def seen conférence de presse nee na ñi gis benn vidéo boo xamante ni mu amoon benn oto boo xamante ne benn berlingo bi ñu gaare woon ci buntu këram bourré des technologies de dernier cri pour mun a di ko espionner lépp luy sonore buy jóge ci këram
ñu koy mën a intercepter pour jéem a xool nan la ñuy def pour mun koo jéem a indil problème ñun yëpp gis nañ vidéo bi fii gis nañ bi sécurité prési di doon jéem a confisquer oto bi ak ba matériel yi nekkoon ci biir oto bi fii la ñu fekk loolu bu mu amee même pas une semaine ñu commencé di naan ay jabar président nee na li Adji Sarr déclaré li Adji Sarr wax loolu am na dugg na fii gën na fële ay duulu neen parce que yéen boo leen di fen sa seen respiration bi sax da ngeen koy bloqué tellement vous êtes ridicule boo leen di fen seen respiration yi sax da ngeen koy bloqué seen respiration bi da ngeen koy bloqué tellement seen fen yi ñoo garaaw léegi Tange dama lay poser benn question yow lan moo la génnee seen TV bu Bougane Gueye Dany yow lan moo taxoon bi nga doon liggéey ci Bougane Gueye Dany ñu dàq la fa lan moo waral loolu lan moo waral loolu wax ko sénégalais yow Tandian bi nga doon liggéey ci Bougane Gueye Dany seen TV lan moo la fa génnee lan moo la fa génnee du da nga doon enregistrer say collègues à leur insu da ngay ñëw di leen coxaas commencer indi discussion nga teg say bagage say matériel di leen enregistrer en douce ñu jàppale en flagrant délit ñu nokk la ca xaj yow Tange lan moo tax ci presse sa patron de presse sa ex patron de presse bi la jëloon nga doon liggéey ak moom ci téléem ci plateau boobu nga jóge woon lan moo la fa jëlee du da nga doon enregistrer nit ñi à leur insu sa collègue yi nga doon enregistré di jéem a enregistré sa patron di jéem a def enregistré ñoo xamante ni que ne pour ñooñu boo amee ci ñoom looy yóbbu pour dem jox ko sa patron bi pour mu dàq ñooñu yow nga mën a toog nga occuper place bi yëpp ñu dàq la Tange yow da ngaa bëri le ay vis yow li nga bëri le li nga boole moo bëri man nag xoolal daw ma la cocox dégg naa la nag bi ma posté ay nit yi la xam dëggantaan dañ maa woo ñu ne ma faa ma ne ñu ne ma ah Tange bi ngay bëgg a laal nii Tange comme jigéen ma ne leen bon ñu ne ma Tange moom porte plainte moo gën a yomb ci moom kaa ñu naan wala kaa ñu lekk ma ne leen ndokk xëy na peut-être bii pas ah dinaa am plainte bu concret parce que bi ma dalee dëgg fii ñi may naan dinañ la porte plainte ba léegi gisagu ma benn plainte xëy na Tange moom bu ma demee bu ma yóbbee devant la justice ah di sama buntu kaso bi dina ubbeeku Tange porte ma plainte nete man sosalu ma la de fenalu ma la li ma lay wax nii lu am la damaa yore vidéo yi mun naa ko teg fii mais du ma ko tegal sénégalais yi ndaxte du ma yàq sama laay dama lay wax ngay dëgg te li ma lay wax nii sosalu ma la ko ku dem tey seen TV ñi laaj Bougane Gueye Dany ñi laaj ko lan moo tax mu dàq la dina leen ne carrément dafa doon enregistré ay collègues am ñu jàpp ko en flagrant délit moo tax ma nokk ko ci biti yow da ngaa yées yow da ngaa yées yow ñu ngi lay tudd ci sàcc or jigéen bu dee góor sax moo la accusé woon ni da ngaa sàcc montre oram sama ne seen langue góor la jigéen ne la jàppale ma nga tekkil ma sama takkaay nga tekkil ko ba pare nga xool fi mu ko teg nga bàyyi ma woon ginnaaw nga ñëw nga jouer les sous-marins nga ne ko toppet dem sa yoon du man maa la accusé jigéen boobu moo la accusé ne te ñun yoon nañ vidéo dañu dugg sa baar man sa baar laa jaar duma la fi waxul loo xamante ne que ne gisuma ko ñu teg ko ci place publique boo ma yóbboon fii ba cour de la haie bi nekk fii sama wetu kër mun naa ci wax mun naa ci yóbbu vidéo yi dama leen télécharger ba pare ma teg ko parce que dañ maa may tuuti ci yow ñee nañ ma porte plainte danga ci gaaw Tange porte ma plainte vidéo Ouzin Keita fu mu lee tuumal dinaa ni que ne yow danga kaa sakku fii France du man ma la ko wax de nga porte ko plainte vidéo baa ngi fii ma yor ko sama biir téléphone téléchargé naa ko tamit ma teg ko moo tax may am sañ-sañ di ko wax ci kaw pour nga dëgg ko sa bopp Tange yow dem nga ngay enregistrer ay nit à leur insu ci maison de presse fi nga doon liggéeyee say collègues de travail nga bëgg a enregistrer say patron say nit yi ngay liggéeyal ñu dàqale ci xaj ñi téye la en flagrant délit fouiller sa portable ñu fekk fa ay affaire si lañ la dàq nga génn
koo fi laalut amut dañ lay dëgg ak diw ana moo gën ana Viviane yaa ngi ci affaire de teesante comme jigéen Tange waxuñoo bu dee da nga bëgg a jël turu Fatoumata bi ma jox la sama bos bi nga jox ma sa tur Tandian bi parce que man bëgg naa doon góor moo tax ñu may naan je suis un garçon manqué qu'est-ce qu'il est Tange man je suis peur seet naa ba seet daal je suis peur man Fatou maintenant c'est des personnes médiocres comme ça ay nit yoo xamante ni que ne amuñu benn réputation yi baax léegi bu dee ñooñu la ñuy yebal ne leen kaay la ngeen taal connexion ngeen daal ci Ousmane Sonko indil ñu ay affaire dama nga laaj sa procureur nga laaj sa ministre de la justice nga laaj sa ministre de l'intérieur Berlingo boobu Forogonet Berlingo boobu taxawoon ci buntu kër Ousmane Sonko di doon enregistré sonore yi di génn kër Ousmane Sonko fan la ko teg bu dee da ngeen di ngeen ko génnee de xam nga temps yi yéen a ngi ci vaar génn ngeen fii vidéo kilifa génn ngeen fii vidéo bu Gazali ci foofu ngeen toll léegi nag yow la ñuy yónnee pour nga ñëw songuñu yooyu yaay kamikaze bu bees bi di ñu fekk fii ñun on est prêt bayaal bi ñu lay yóbbu yow rek yaa fay exploser ndaxte doo ko bokk ak kenn yow kese lañ fay teg nga exploser ne fa bum ñoom ñu toog fële di la xool ñu ne voilà on a perdu une membre parce que ku ñu indi rek kamikaze bu ñu préparé bu ñëwee ñun day fekk ñun bayaal bi ñu bëgg Ousmane Sonko ñu ànd ak Pastef dañ leen defaral benn bayaal boo xamante ne que yéen boo leen di exploser daal doo leen yóbbaale kenn yéen kese yéen exploser foofu. léegi yow ñu ngi lay tuumaal mu am ku lay tuumaal ne la yow da nga kaa sàqu di góor ni yow ñu ne déet mu am jigéen bu liggéey am jënd ay takkaayam mu lay tuumaal nee na da ngaa sàcc takkaayam yow ñu ngi lay dëgg ci ay waxu teesante yaa ma ne woon ma ne la ngay xëccante ngay dóorante ak doomi Viviane ak doomam ak Viviane xale bu juddoo sa kanam nga dem fekkee ay njëntam nga gis yaayam bi mu ko ëmbee ba mu wasin yaa nekkoon si njënt li ba njënt bi jeex ku dem sa yaa toggoon laaxu njënt boobu parce que man xaw ma da góor nga wala jigéen nga dama yàlla baal Tange wax ñu yooyu yaay kan qui es-tu à la Moussa Camara Tange qu'est-ce que tu à la Moussa Camara bi waa kay wax ñu yooyu yaay kan yow yaa ngi ci xeesal bàyyoo loo dara jigéen ñi Tange ñun dañuy buuxante ak yow ci suñu toppi crème yi suñu akañ yi suñu diw yi ay François Bonnet yi ak ñoom ST26 ñun ñooy jaaxal ñun ak yow ñoo ci nekk waa kay Tange yaa ngi ñaas partout sa tuñ bi sa est-ce que léeg-léeg sa doo koy diw parce que léeg-léeg mu ñuul léeg-léeg mu xaw a rose Tange qu'est-ce qu'il est qui es-tu pourquoi nga nangu yow ñu yónni la Ousmane Sonko loo ko xamal vidéo boobu wala audio boobu bu dee yor nga ko bi ñu enregistré ci Ousmane Sonko parce que Ousmane Sonko toogul ci benn plateau de télé mu ne leen sama jabar jaar na fii wala dugg na fii yéeg na wala wàcc na njool na wala gàtt na yéenay fen enregistrement sonore boobu ñu defoon ci buntu këram indi seen Forogonet boobu buuree des technologies foofu pour di enregistrer ay sonore yi di jóge ci biir kër Ousmane Sonko comme ñu ngi ko doon fexeel seen jëf yi ñaaw yooyu bu dee loolu lañ la toqal doon sa nopp yi ñu ne la kaay nga taxaw ci plateau de télé nga dem nga songu Ousmane Sonko wala nga attaqué ko noonu dañ laa yónni au sud bëgguñu la te bës bii du jàlla de góoba de ñun dañoo xam seen méthode yow liñ la yónni pour nga ñëw nga def ko distraction bi nga ñu bëgg a indil nii moo dul jàlla xam nga lu tax du jàlla parce que ñun dañoo xam fi ñuy teg suñu loxo bu ñu bës ndeyam ñuy dëgg wayaa yooyu xam nga mooy fan député yooyu nekk à l'Assemblée nationale ñu leen di fay 1,3 350,000 francs CFA génne ay kat yi jar 50 millions teg ko seen loxo may leen terrain doome araam yooyu amaluñu sénégalais benn njëriñ lu dul di xoolal jël suñu passeport diplomatique di ko diil seen biir di ko jaay parce que nee na ñoom doyaluñu nga juddoo sa ndey mosoo téye 100,000 francs
parce que da nga daan tàccul nit di xawaare ak politicien ñu jël la ñu ñoo ñu dugal la suñu biir assemblée yow daal da ngay yëkkati sa loxo rek nga voté xamoo sa li ngay voté lan la xamoo li ngay voté sa lan la projet de loi yi xamoo lu muy tekki buñ la joxoon liste bu toll ni sa jëmm munoo koo lire munoo koo tekki munoo ko expliquer kenn yow daal lañ leen naan voté rek nga yëkkati sa loxo bi yow daal sa baaraam bi rek na nga koy pointé rek ci kaw nii rek bu boobaa suñu papa Moustapha Niasse mi ngi noonu day nelaw ba mu yeewu rek mu ne jugé validé moom day nelaw buy xibalo buy xaw ma day comment bu ndaw day def xaw ma nu mu fa demee daal paa bi daal day jëkk saay rek mu départ mu jëkk saay rek mu sursauté rek mën na leen jugé validé noonu ngeen fa nekkee ñooñu bu ñu demee ba léegi nee nañu ñoom suñu passeport diplomatique boo xamante ne ñun dañ ci am walla ñun sénégalais yi ñun ñoo war a décider ñan ñoo war a doon suñu diplomate ñan ñoo ñu war a représenter partout dans le monde avec ce passeport là bu ñu ñëwee ñu jël passeport boobu ñu def ko genre journal bu maire yi di jaayee gerte ci kaw trottoir yi jaaykatu ñuy maire yi di jël di ko utiliser ci marché yi dans les différentes commerces yi ñuy utiliser il est temps que ñu jàkkaar la génn ne leen génnee leen les 2 députés là Kaaw Macky yow lay waxal temps bi nga jàmb nii Kaaw Macky temps bi nga jàmb nii il fait pas le poids Kaaw Macky dama laa conseillé ba sonn nee naa la Kaaw Macky day jël ay comédiens yi baax dugal sa assemblée nationale sa kulun yooyu nga jël nga def leen député di leen jox suñu 1,5 million jëlee ñooñu nga indi la nga ñëw teg leen ci plateau de télé parce que ñii ngay for nii ñii ñëw di toog ci plateau de télé duñu tous mënuñu ils sont pas bien formés jànguñu li ñu nekk di def nii mënuñu ko mar xooluñu ko barke de manjaay bu gëse lii la vidéo bi génn nga rasu nga dem jëlaat encore un clown un sàcckat de bijoux en or aux États-Unis un violeur d'un soi-disant un jeune musicien en France un teesantekat xëccantekat wax yaa ma ne woon ma ne la nga dem jëli kooku góoru mbootaay bi nga dem jëli ñoo tegal ñu ko ci kanam écran muy naan ñi ci Sonko yi saaga rek la ñuy def wala neneen la ñuy def ñoo tey fii mag bu bàyyi sa coq yi sax ba mel ni forêt classée ñu jëndal la suñu lamset wala ñu jël suñu tesson de bouteille indi la ci bayal bi laa lay wax nii ŋaayi sa tànk yi la ñuy wax jàpp ca xuur yi lokkee ndeyam takk ko ci ci xoolal ci jaww yéen a ngi dëgg ñu wat la ba mu set wicc bu ñu paree nag ñu diwal la karité dagg ci tisi defaral la ko njemb nga dem sa yoon est-ce que loolu mi ngi dugg seen bopp bi man waxuma au nom de Pastef ni au nom de Ousmane Sonko je parle à mon propre nom parce que sénégalais là te ma ne leen projet bii de Pastef idéologie de Pastef bii dañ ciy dem ba jeex ku ko bëgg a xajabal lenn mooy am Ousmane Sonko ak ñu mu àndal ñu génn xoolal ñu këpp ndab li ñu këpp xoolal lekk bi aha bu boobaa ñun suñu neexee ku nekk mën nga dem sa yoon mais tant que ñoom ñi ngi maintenir cap bi teg seen tànk fu ñu koy teg di doxal muy jaar yoon ku bëgg ñëw indi ay affaire de coupeur de route di jéem a indi ay affaire de kamikaze dañ lay yéeg wàcc la pour muy clair dañ lay dër ba nga mokk ñu wàcc la te dara du ci génn dara du ci génn da ngeen dem ba ngeen banaliser kaso léegi kenn ragalatul sax affaire de prison kenn ragalatul dem sa prison parce que foofu ngeen ko wéer amu leen beneen gannaay foofu ngeen ko wéer yow ngay góor buy xeesal yow góor boo xamante ne da ngay wax di lamsal yow da ngay xëccante ay wax ak ay xale yi juddoo sa kanam yow da ngay sàcc or jigéen ñi yow dañ lay tuumaal ci ay affaire de tëdd góor yow boo amee réputation yooyu yow da ngay enregistré nit ñi à leur insu yow nga am réputation boobu yëpp nga am pathologie yooyu yëpp t'as le kilo et le toupet di ñëw di taxaw ci kanam caméra yi ngeen naan yow Ousmane Sonko ngay wàcc ci sëyam jabaram ay robe rouge ay lële la jabar ji daa tasoon mu dem jabar ji daa tas dinaa la dugalal fii ni bàjjana Ousmane dinaa la dugalal fii ku bokk ak yaay Ousmane day ak baay ñi ko demoon na jëli jabaram ba muy seetal ñi demoon jëli ji jabar ji indil ko jëmbal ko
ñooñu laay dugal ñi ñooñu leeral affaire bi Tange sa fen yi dama koy génnee tey ba mu set wicc sa fen yi dama koy dugal dama koy génnee ci yow parce que yow il faut ñu ndëppal la il faut ñu ndëppal la il est temps ñu ndëppal la Taañaata Njaay dinaa la dugal xaw ma nag yaa ngi ci direct bi wala nekkoo fi dama lay ñëw dugal nga ñëw nga wax ñu parce que fen yi il est temps que hémorragie fen yi ñuy def nii ci différents plateaux de télé mu arrêté tey lay jeex trop c'est trop ñu am ay député yoo xamante ne ñu ngi jël suñu passeport diplomatique ànd ak benn journaliste boobu nan la tudd kan la lan moo tax ba léegi ñun mënuñoo xam ngeen ñooy ñaari député yooyu nga xamante ne ñi doome xaraam député yooyu nga xamante ne ñooy nekk di yàq diplomatie Sénégal bugg a yàq deru Sénégal après ñoom bu ñu demee il y a 2 ans même pas 2 ans moins de 2 ans bu ñu demee ñi leen di ñoo remplacer il faut kooku jël temps di liggéey pour mun a convaincre encore le monde entier que notre diplomatie est à sa place suñu passeport diplomatique yi kaaw ma ki bu mu egsee mu daal di ko jël xoolal jël na ko ma def ko journal bi ñuy jaayee caaf ci bopp koñ bi la ko def may leen ma moo woo Taañaata comme moom duy gëj kër Ousmane mu wax ñu ndaxte Tange dëkkul ci kër yëgul xamul li xew ci kër mais moom apparemment ni ngeen ko déggee dem ba muy wax journaux yi yëpp jël ko aw ko pour rien que pour ñu distraire pour ñu bañ a waxati ci ñaari député yooyu doomaraame yoo xamante ne nangu ñu génnee seen tur yi ba léegi journaliste bi nekk seen ginnaaw tamit kooku ki leen ñetteel kenn xamul kan mooy kan la na góor la wala jigéen la ñu ne tekk mais kilifa moom mi ngi prison waaw ñooñu dinañ leen yóbbu prison parce que ñooñu am na vidéo buy wane que ne ñoom bokk nañ ci bakaas yi mais ana ñaari député yooyu lan la ñuy def ana suñu 1,5 million yi ana oto bi ñu leen jox ana terrain bi ñu leen may passeport diplomatique bi ñu yor doome xaraam yi loolu yëpp doyul leen ay jaaykatu caaf ay nit yi tekkiwul dara ci seen juróomi ñaari maam yi ñu jël leen dugal leen suñu biir assemblée rien que pour ñuy yëkkati baaraam projet de loi bu ñëw ñoom daal bu xamuñu sa lan la ce que ça signifie d'être député ñoom daal baaraam bi moo représenté ñun peuple sénégalais ñoom seen baaraam boobu rek la ñuy jël rek di ko joxoñ asamaan si di ngeen ko mus a wàccee baaraam boobu dina mus a tourné ma ne nii lay mus a demee ni loke may leen ma moo woo Taañaata di bajjan Ousmane Taañaata na ñëw mu leeral ñu Taañaata décrochel bu dee yaa ngi ci live bi ku gis Taañaata fii nee leen ko mu décroché man maa ngi koy woo merci beaucoup Taañaata salaamaaleykum Taañaata waaw jeex maa ngi lay nuyu waaye di la ziar di la delloo ziare bajjan waaw bëgg na nga may ma tuuti tey ci sa débat boobu du ma wax sax yow la ñuy déglu ñëpp a ngi lay may nopp waaw man li may njëkk a wax mooy Tange kan mooy Tange ci àddina Ousmane Sonko xamul kuy Tange ci àddina ndax Ousmane Sonko du xam góor guy xeesal du xam góor guy diw du xam góor guy jëfandikoo ay moroomu góoram kon xam nga ne Ousmane Sonko xamul Tange yaa ngi may déglu ma rek bu baax ñu ngi lay déglu du ma wax Ousmane Sonko du nawle Tange du moroomu Tange du àndandoo Tange du ànd ak sax kuy ànd ak Tange ma di xamal Tange ne ko bu dee mu may dégg kuy fekk kuy duul doo da Tange ci àddina jabaru Ousmane Sonko mu nga jëkkër Ousmane Sonko toog di sëy ba mu rafet Ousmane Sonko xuloowul ak jabar Ousmane Sonko jotewul ak jabar Ousmane Sonko xeexul ak jabar xam nga kañ la ko jabaram yi gën a mën a jàppale keroog ba mu amee problème ba keroog lañ ko gën a mën a jàppale yaa ngi may dégg bu baax a baax ñu ngi lay déglu jabari Ousmane Sonko ñaari jabari Ousmane Sonko ñoo gën ci goro ñoo gën ci njëkke ñoo gën ci mbokki Ousmane Sonko liggéey la ñuy def ñibbisi ca kër ga Tange ki ko renseigné duul na ca jet moo Tange ñoo yem fenkat la Tange ne ko am na lu mu war a lijjanti
Tange am na lu ko doy ci àddina na dem toppatoo ji càccam di nu koy jiiñ ak yeneen yi nu koy jiiñ ñu ko dem lijjanti te yàbbi Ousmane Sonko na nga Ousmane Sonko wadd ñëpp a ngi koy dégg nag famille bépp ñoo ma woo ne ma duggal ñu ci jekkatal fi laa waxal ñu ko Tange ku ko mënti informé ci àddina bu ko ñemee ne ko ne dangay fen ndax information bi ma jox dara du ci dëkk Fatmata jeega nga ne ca këram di sëy séem di toppatoo ay doomam di toppatoo ca këram di toppatoo gorom maa la wax lii man ku ko wedd ne ko tantaay Ousmane nee na waxoo dëgg maa la wax lii man Tange Ousmane du moroomam Tange tuuti na ci yàq Ousmane ba mu gën ne ci gisuñu Tange kon ñun duñu toog ba heure bii Tange duñu yàqal Tange mënoo ñoo yàqal dara ay mbokki Ousmane sax duñu seetaan Tange man Fatmata damaa xamul saxuy Tange ñu ngi ma koy doog a woon ci vidéo yi ne ma mooy ku sàccoon ooru ndaw soosu waaw États-Unis mooy xeex mooy ki ñuy tudd ci affaire góor jigéen ñi laa doog a xam ne ki ay Tange man tamit ñu ngi lay déglu ba jën ñu ngi lay déglu dégg nga kon nag li ma bëgg mooy nañu ŋas Ousmane Watt nañu ba jabadi jàmbur nañu ba doomi jàmbur yi te seen sëy ñuy sëy mënuñu ci ñoom dara ñu nga toog ca kër ga di sëy ñu ngay toppatoo seeni goro ku fa dem ñu toppatoo la ana léegi laa ko jël moom mu nga ca kër ga toog di sëy sëy ay ree sax la ko def day ree sax moom ndax xanaa nee na xanaa ñi dama bëgg ma yanu samay bagaat génn ma ne ko loolu la ñu bëgg waaw mu ne bu yeboo ñu ne nanu dal te xam ne Anna Diamanka mu ngi nii ci kër Ousmane Sonko di sëy ba mu neex maa la may bi te bu ci kanamee it dinaa duggaat amul benn problème baj kontaan naa léegi xanaa Tange xanaa boo fenee nga fen média yi yépp jël ba koo xamante ni que ne kooku ak kooku yaayu Ousmane moo namp jox ko ñu jël grand jiba voilà waaw salaamaaleykum grand. maaleykum salaam na nga def. ça va bien. naka laa fi. ah ñu ngi nii ñu ngi ci kawam. waaw moom laa dégg waaye dégg ngay wax benn nit koo xam ne tekkiwul dara Sénégal live ci moom. loolu ma jaaxal. nit koo xam ne tekkiwul dara dem fi États-Unis sàcc fa seenu jàmbur ah nit ki wax nu mu demee sàcc bi femme bi expliqué ko ba mu leer nañ ba boo ko déggee di nga xam ne kii du dara luñ ci wax loo xam ne dëng na wala nit dina am xel ñaar. vraiment moom moo sàcc seenu jàmbur seen doo ko sàcc dem ñu invité les États-Unis amoo doo fay def ngay sàcc seen ñu laaj fi wax la ko fii nit dina koy laaj nga ne yow doo ci wax amoo loo ci wax. xam nga kooku dal doomu Ousmane Sonko sax moo ko gën kooku c'est pas des gars sax yoo xam ne nit ñi dañuy toog di attardé si ñoom lan la tekki Sénégal tekkiwul dara lu dul di wër di sos di créer ay histoire di accuser ay nit naan ay xaw ma nan lañ koy waxatee seen émission boobu ñuy def naan dañ people xaw ma naan people di accuser ay nit kii góor jigéen la kii lii lay def ak kii day génn kii day doxaan ak kii. yi ñàkk a fayda rek yi ñàkk a fayda lu yàlla bëggul yonente bu bëggul kenn bëggu ko te Sénégal rek la mën a am di jëw en direct doomu Viviane ñu jàpp ko muy ñu enregistré ko muy jëw Cheikh Pape ci woykat boobu Pape Diouf ak jabaram ñu jàpp ko moom kooku dafay bés bu defee jombe rek dootoo ko déggati day dem ba nit ñi fàtte ñombeem mu génnaat di wax kooku tekkiwul dara jarul wax ay wax Tange man su ma sañoon daal nan lañ ko tekk fële ñu wax ci passeport diplomatique yii nit ñi lëmbee Sénégal. mais nag kaay ma wax la nag il faut ñu wax ci Tange parce que lan moo tax ñu indi Tange grand parce que passeport diplomatique yi defal ndànk rek Tange n'a pas apparu comme ça par magie Tange dañ ko jël ne ko ni comme gars yaa ngi laajte passeport diplomatique yi les 2 députés là de la majorité yi APR ñi nga xamante ne que ñoo nekk di def ci njuuj njaaj ci affaire de passeport avec la collaboration d'un journaliste léegi nag yónnee nañ Bougazelli wàccee nañ Bougazelli. allo waaw yaa ngi may dëgg. hello. léegi Bougazelli lañ njëkk a yónnee fan yële gis nga Bougazelli mu commencé di def tour plateau yi Bougazelli vidéo bi bu mu génnee rek la rasu. léegi ñu toog ñu ne léegi kan moo war a mën a ñoo remplacer Bougazelli parce que ñeneen ñoom Birima ñoom yi seen ñooñu kenn faaletu leen.
ñun xoolal pare nañ ci ñooñu yàgg nañ léegi nag kan moo leen dese Tange moo ñame moom la ñu mën a dem jëli parce que on a fait le visa xoolal ñële yëpp xam nañ leen xam miin nañ seen vis miin nañ seen kanam miin nañ seen wax faaletuñ leen yëggatuñ leen mayatuñ leen buzz léegi ñu ne xaaral ñu dem uti ku bees kan la ñu dem jëli ji kamikaze bu bees bii di tudd Tange pour mun a camoufler affaire de visa yi ah pour moom bu génnee bu nee Ousmane Sonko nii mu dem indi waxu y'a 7 mois de ci ginnaaw te ñoom ñoo enregistré nañu génne enregistrement boobu ñu def ci buntu kër Ousmane Sonko dans leur fourgonnette là bi ñu gaara woon ci kër buntu prési Ousmane Sonko bi ñu doon enregistré nit ki nag bu tëddee ci néegam nga jël ay oto buure ko ay technologie di enregistré lu muy waxante ci biir néeg bi loo fay enregistré ñemewuloo koo teg place publique parce que bu boobaa da ngay violer da nga nekk di violer violation nga nekk di def de la vie privée d'autrui loolu nag la ñu xam léegi nag comme mënuñu génnee audio yi yor nañ audio yi mënuñu génnee seen audio yooyu ñuy dem di trafiquer di ko jaay fan la ñu jaar ñii fan la ñu jaar sax ñii fan la ñu jaar. Fatou dinaa la wax benn affaire nga xam ko de gis nga lépp luñ fi génnee pour jëm fi wax Ousmane Sonko lu ñaaw nit ñi xamal nañ leen lu gën a ñaaw loolu fuuf gis nga bëgg a jëli bi mu gàddee làmmiñam di wax di teralali vidéo bi bu muy génne da koo bett ba dafa dof sax ndax vidéo boobu muy wax fi lu nekk ci gendarmerie naan gendarmerie dañoo contre Macky Sall ay ci opposition bi lañu bokk ak affaire yooyu parce que yaakaaruloon ni loolu dina génn gis nga wax du ñu mënta wax ak lu ñu mënta génn ci Sénégal fii di jéem a yàq der nit wala yàq der Ousmane Sonko nit ñi yor nañu lu gën a garaaw loolu ci ñoom fuuf moo tax ñemewuñu di ci président Macky Sall ba ci le dernier crétin du gouvernement moo wax la loolu gis nga passeport yi tax ma ci wax ah man bu ma condamné pratiquement tey nguuru Macky Sall xam nga kan lay condamné nguuru Ablaye Wade xam nga passeport diplomatique ñenn ñoo ko doon am Sénégal est-ce que man dama daan gàddu ay passeport di ko yóbbu ambassade ñu ci def ay visa buy Abdou Diouf di tukki di dem États-Unis même passeport diplomatique dañ ci def visa xam nga ñan ñoo amoon passeport diplomatique Abdou Diouf ak waa këram Bruno Diatta Ousmane Tanor Dieng ak Carlos Mbaye ministre des affaires étrangères bu Sénégal kese moo amoon passeport diplomatique beneen ministre buy dox Sénégal passeport de service nga yoroon passeport de service passeport diplomatique ñi ko yoroon Sénégal mootuñu woon 10 laa la wax 10 mootuñu ko woon waa kër Abdou Diouf ñetti nit ñoo ko yoroon présidence ak ministre des affaires étrangères ministre gouvernement bi yëpp ay passeport de service la ñu mës a yor Aminata Mbengue Ndiaye bii ngay gis muy cappi tey ci nekk ci nguuru Abdou Diouf nekk na fa ba jóge fa musul am passeport diplomatique te biir présidence la ne woon en tant que chargé de mission soxna Dieng Mbacke jabar Modou Diagne ci jabar Kara chargé de mission la woon présidence bu Abdou Diouf musul am passeport diplomatique man jël naa passeport am dem ba ambassade Gabon ak jëkkëram di leen wutal visa parce que bay dem Gabon di jóge Sénégal da ngay wuti visa soxna Dieng Mbacke musul am passeport diplomatique Ablaye Wade moo ñëw jël passeport diplomatique def ko ni mbalit le dernier Sénégalais le jardinier du palais sax passeport diplomatique la yoroon te passeport diplomatique seuls les membres de l'ambassade personnel ambassade nekk bitim réew ñooñu rek ñoo am droit passeport diplomatique famille président ministre des affaires étrangères Ousmane Tanor Dieng moo ko yoroon Bruno Diatta ak Carlos Mbaye le secrétaire général de la présidence keneen kuy lappi présidence musoo laal passeport diplomatique musuñu ko xalaat sax passeport de service la ñu yoroon te passeport de service boo ko yor booy tukki dañ lay defaral note verbale affaires étrangères nga dem ñu wutal la ordre de mission nga génn Sénégal tukki te passeport de service dañ ciy def soit épouse d'un fonctionnaire de la présidence ou bien fonctionnaire au ministère des affaires étrangères wala fonctionnaire au ministère de tangam loolu lañ ci def wala conseiller à la présidence wala chargé de mission à la présidence loolu la ñuy def ci cette fonction te booy génn ci wuti visa France dañu ciy defaral visa da nga dem France ambassade France ñu defal la ci visa da ngay dem ñu wutal la note verbale assemblée ci affaires étrangères bu fekkee da ngay dem mission ñu defal la ci sa ordre de mission nga dem ñu defal la visa mais passeport diplomatique Ablaye Wade moo ñëw Sénégal ñu def ko comme passeport ordinaire du Sénégal jardinier bu gën a tuuti ci palais bi passeport diplomatique la yoroon képp kuy lappi biir présidence am nga passeport muy gendarme muy chauffeur muy motard muy lu ne nga ñëw boole ci nag sëriñ yi doon defal passeport diplomatique ñuy joxe ay quota ay 30 nit ñu leen defal ay passeport diplomatique ñu koy jox seen talibé di ko jaay man ma gis benn femme boo xam ne
ab député ci nguuru Ablaye Wade ab député moo ko takk député de faux mariage ñu defal ko passeport diplomatique mu fay 4 millions femme bi ñëw ba fii laa la wax Europe mu gis fi jëkkër bëgg a sëy ñu ne ko demal wuti certificat de célibat mënu ko am parce que ci passeport diplomatique am ba mu doon présenté pour wuti ci certificat de célibat bi dañ ci def épouse d'un parlementaire d'un député mënul am certificat de mariage mënatul sëy parce que passeport diplomatique bu mu tukkee ñëw fi Europe dañ koo jaay 4 millions mu am passeport diplomatique benn député moo ko jaay gis naa ko fii Europe man Sénégal looloo fa xew loolu du temps nag mooy ñëw di jéem a divertir nit ñi ñun xam nañu la xew Sénégal ñu xamul Sénégal rek loolu xew Sénégal di jaaxal mais ñun ñi nekkoon dans la fonction publique nekkoon ay fonctionnaire Sénégal dara duñu jaaxal Sénégal temps nag c'est un petit crétin boo xam ne jarul sax tontu te duñu ci dara tekkiwul dara bu ngeen fa defee live fii dina jël live bi ne dem man lañ doon wax ci année live def ko bëgg teedu dara ma ne man sama dàll gauche bi sax nga xam ne tekkiwul dara sax moo gën tas maa lay bàyyi. jërëjëf merci grand merci voilà kooku tamit intervention dégg ngeen ko parce que c'est un ancien policier ah xam na lu muy wax ni xam na ko bu baax lu mu maîtriser la parce que dafa nekkoon ci présidence di si doon liggéey voilà mu jox na leen as tuuti rek ngeen dégg côté boobu ñoom nguuru APR bi affaire de passeport bi éclaté wu nii moo leen jaaxal nan la affaire yi commencé di éclaté wu parce que affaire bi du ay ñaari ñetti nit rek déedéet passeport ak buum la boo xamante ne ngay xëcc di xëcc nga fa ne jeex na affaire bi nga koy xëcc fii raamata nga koy xëcc am na luy ñëw muy ñëw dafa mel ni mbaal daa mel ni mbaal day gudd kii day xam kii xam kële kee xam kële kan mooy joxe passeport diplomatique loolooy wàcci kan moo nekk à la tête de nos passeports diplomatiques au Sénégal kaaw ma ki kan nga jox suñu wàllu passeport diplomatique bi ministre de l'intérieur wala ministre des affaires étrangères ñaar ñooñu ñoom ñooy yore passeport diplomatique yi ministre de l'intérieur avec le ministre des affaires étrangères ñoom ñooy xool ñan ci biir gouvernement bi ñoo yelloo passeport diplomatique yooyu ñu jox leen ko te ñooñu tamit c'est pas parce que dañ lay jox passeport diplomatique rek tu es un diplomate déedéet boo doon les diplomates te amoo benn fonction de diplomate amuñu pour defaral la passeport diplomatique jox la ko kii li mu wax sànq dëgg la jamono sama papa Ablaye Wade papaay Ablaye Wade moo jël passeport diplomatique bii mu daal di jël ko mu def ko kayitu gerte Moodu puus bi sax bu bëggoon passeport diplomatique ñu jaay ko allo allo waaw. da ngay wàññi fi ngay déglu sinon day def écho fii. waaw maa ngi koy fay sax waaw Fatoumata na nga def. maa ngi fii. mbaa dara jotul maa ngi lay nuyu bu baax. dina delloo ziar. xamal ni la xamal ni tamit jot naa sa message. d'accord. waaw dama ni rek naa ci wax tuuti du bari. bàjjenu Ousmane Sonko wax na lépp. bu mu waxaat sax bu mu waxaat. li mu wax rek doy na. bu mu waxaat sax ñu yokk ay waxam na yem fii rek. doy na sëkk li mu wax dégg nga looloo tax sax ma ni naa dugg ndax ñoom ba waru nuy wax lu bari. li mu wax rek doy na sëkk. ak Sonko nag yàlla na leen dal. amiin leen di dal sax. amiin ak Sonko yàlla na leen dal ndax vie privée nit nga nekk ci guddi ak bëccëg te moom du dugg mukk seen affaire ak Sonko yàlla na leen dal. amiin rek laay ñaan yàlla ndax ku ci nekk am nga lu la doy. vraiment lijjanti passeport yi nan lijjanti passeport yi. waaw gis nga li nga wax léegi ni passeport yi journaliste bi du nu mës a tudd turam am na ay journaliste ñaar yu jigéen te Fatoumata Danfa maa ngi lay yëgal leen allo. maa ngi lay déglu bu baax. Danso mani Danso maa ngi lay yëgal leen gis nga passeport yi gis nga ñi daan wax. di wër ci télé yi di wax di défendre seetlul bàyyi xel sa bët am na ñoo xam ne duñu wax dañuy noppi genre Moustapha Diakhaté yi ak ñeneen kenn du ci wax yëf yi dafa gudd. ma ne la mbaal la. yëf yi dafa gudd.
mbaal la boo ko sandee doo xam zaaru jën yi mu war a ñëw yu mu war a xam nga mbaal boo ko sandee xamuloo li ngay am comme ndawal quoi lu ne lay jàpp mu indi ko ah voilà loolu la léegi fu mu nekk nii gars yi dem nañu jël seen baaram bi teg ko fuy métti pour diversion ñu indil ñu Bougazelli Bougazelli génn commencé di mbébé ñu daal di ko tëjal gatam bi dellu na léegi ñu ne xaaral ñu dem jëli suicidaire bii waaw ak kanamam bu mu ñaas nii gis nga Fatmata man dama naan sénégalais yi war nañu bàyyi xel ci leen xaw ma nit ñi bàyyi nañ ci xelam déet gis nga ñaanu ku nu tooñ ku ko ci moytuwul gis nga Sénégal na ñëpp am seetlu depuis ñu commencé di tooñ Ousmane Sonko ba léegi Sénégal amoon na problème bi mais léegi dafa raw lii man maa la ko wax na nit ñi bàyyi xel ci loolu parce que tooñ baaxul jàpp nit ki dugg ci vie privée guddi ak bëccëg. mais lan moo tax sax ñuy asar new nii ci doomi jàmbur bii man loolu moo ma teg kaa lan moo tax ñuy asar new ci moom c'est quoi le problème. mosul am lii musuma koo gis ci langue politique man am naa plus de 40 et quelques années gis naa fi Abdou Diouf gis naa fi jamono Senghor fekkew ma mais Abdou Diouf gis naa ko fii ma xammee ma gis fi Ablaye Wade ma xammee ma fekk fi Macky Sall ma xammee mais man li ma gis ci li ñu teg ci doomi jàmbur bii c'est comme si kii non mais acharnement bi lan la jaxaloo leen ak sénégalais ngeen wax ñu lan mooy seen problème. xam nga lan la man dama daan toog ma ni politiciens yu jëkk ya dañ daan xastante naan ay monsieur Foras ak ay madame Molay xam nga yoree tàng yooyu. waaw foofu rek lan daan yem daaw ñu dugg ci vie privée nit mais Ousmane Sonko dafa ñëw bëgg a dagg buumu jaam bi loolu nag ñëpp la laal moo tax mu ni du yomb jooju nag lu am la moo tax gis nga dañuy jëfur comme ku laal nit ñun ñëpp la xam nga man lan lay ñaanal Sonko yal na yàlla dolli ko xulum amiin man loolu dong laa mais lii neexut a muñaa qu'on se dise la vérité parce que li ëpp tuuru parce que ñii yematuñu ci cadre politique kese ah lii day génn na ci contexte su cadre politique lii man gis naa fi ay leader politique yi fi jaar ku ci gën a bakkatel ci biiru politique sax musuñoo jël ay vie privée am teg ko ci place publique ñi acharné wu ci sa personne yematuñu ci sa personne ñi ngi dem ba ñi dugg ci biiru famille di dugg ci jabar ah bu yàggee boo leen jógee ci jabar far ngeen di dem ci doom yi. ci leneen la ñu jëm. ah ci leneen la ñu jëm. man comprendre tuma quoi lii politique la wala lan la man lii laa bëgg xam lan la. Fatoumata Ousmane Sonko dafay yee nit ñi gis nga ñi doon nelaw ñi yeewoogul bareegul ñi yeewu ñoo ëpp yaa ngi dégg mu bëgg a dagg buumu jaam gi yaa ngi dégg. grand sœur man loolu mënuma ko d'accord naa ak yow ci li ngay wax noonu mais man ba léegi affaire bi maa ngi doon liggéey tey toute la journée. affaire baa ngi doon tourner sama bopp. billaa wallahi talla arrivé un certain moment fi ma toogoon noonu may xaar pour gars yi pare ci pièce boobu ma mun a dugg contrôler tëj bunt bi affaire baa ngi sama bopp dama mujjee toog may jaaxal ak photo Ousmane Sonko may xool may déglu benn discours am may dégluwaat di déglu ma ne waa kii acharnement bii lan la Sénégalais lan moo tax bu soxor. non lii dafa am lu mu rax daal lii c'est pas seulement question de bëgg a changer réew parce que ku la ne kaay la ma jàppale leen kaay la ñu bokk ñu ànd ñu jëlee fi li fi nekk ñu dugal fi lu bees loo xamante ne ñun yëpp mën nañ xëy di ci gis suñu bopp ñu ànd doon benn ñi asar na woon ci sa personne quoi léegi yematuñu ci moom dugg nañ léegi ci dans sa famille ñi jël ay nit yoo xamante ne ñi tekkiwul dara ay sàccakat or ay viol ay go non mais attends c'est quoi ça. Fatmata vidéo boobu man seetaan naa ko xale bu jigéen bi seetaan naa ko Amérique man mii seetaan naa ko gis naa ko gis nga Fatmata xam nga lii yëpp li ko indi mooy lan gis nga xaalis bi ñuy jël di leen ko jox dañu corrompre ñëpp ci Sénégal képp koo xam ne goree di nga dinañ la ci dugal ba nga dugg ci ta gàcce nga ciy jële gàcce nga ciy jële te man gëm naa ni Sonko dina am ndam ndax sénégalais yi ñoo xamul lii lu bon la lu bëgg comme gis nañu lu baax ñi bëgg lu baax ñëpp ñu ngi jublu jëm ci Ousmane Sonko ah yow tamit noonu yi day bari bàjjanam bu mu waxaat lii mu wax rek doy na rek
yal na yàlla aar Ousmane Sonko. non Badiane sax du duggati même bu bëggee dugg dafa naroon dina am dafa dañ naroon a dugal yeneen membre famille yi sax ah di famille jabar ji sax defe naa damay jaratul sa ñuy woote jaru ñuy woote mbokku aana jaru ñuy woote Badiane doy na jaratul sa ngeen di woote waat di duggaat doy na sëkk. maa la conseillé loolu. voilà non duñu duggaat sax parce que dañu ne woon dañuy dugg pour jàkkaar la ñii pour une fois ñu wax ñu dëgg leen. déedéet ah déedéet lii moom parce que trop c'est trop ñu topp doomi jàmbur bi ci sëyam bi ñu topp ko ci doomi jàmbur bi ci sëyam bi cible doomi jàmbur bi ci sëyam bi lan la. bu nu dugg. yéen ñeneen takk ñaari jabar yi wala Ousmane moo takk ñaari jeegam yi yor ko ci biir këram ah yéen seen biir dawul seen taat yi di boy man loolu moo ma jaaxal. bu nu dugg. non kenn du dugg du ma leen duggalaat. loolu rek laa lay ñaan. du ma leen duggalaat. ndax xam nga lu tax ma wax la loolu. bu nu dugg ndax gaañaa ngi taxaw di xaar bu nu dugg. non du ñu dugg taañaata bu leen doy na c'est bon. waaw loolu rek laa lay ñaan. non du ma leen dugal parce que xam naa loolu xalaatoon naa loolu sax ma ne ñii bu ñu duggee ñi ngi toog di leen xaar pour ñu mën a jël foofu ñu dem encore dem yóbbuwaat encore am lu ñuy transformé bu kenn dugg bàyyi leen noonu te taañaata lu mu wax rek doy na sëkk. bu nu dugg te wax wóorul bu nu dugg. jërëjëf grande sœur moo jig Sonko. merci moo jig Sonko. dinaa la woowaat dégg nga. d'accord jot naa message bi. merci beaucoup wala laaj merci. léegi man benn message laa bëgg a jàllale ci sama mbokku liveur yi patriote yi nekk ci Facebook ñii di autoproclamé que ne ñoom ñoo bëgg Pastef bëgg Ousmane Sonko ñii di zibilé wu parce que yor nañ carte de membre boo leen di live dama leen koy ñaan kaay leen ñu mànkoo ñi def pression ci état bi ñu juger affaire de Adji Sarr Ousmane Sonko dès maintenant bu ñu ko defut léegi les élections là qui va venir là Ousmane Sonko dinañ ko indil problème xam nga jël nañu bëgg a jëli fan yële bëgg a jëli ñëw mu commencé ratatate ñu génneel ko vidéo mi mu rasu ñeneen ñi ñoom mbiri ma ñeneen ak ñeneen yéen ma gën a xam du ma fi nekk di lim ñooñu yëpp anañu ñi doon saaga yëpp ana ñoom Cissé Lo yéen a ngi dëggati Cissé Lo léegi comme doom bu góor pour nga ëmb ko il faut nga dem ci sëriñ bi nekk ci bopp koñ bi mu seetal la wax la ay sarax pour nga mun a ëmb genre Cissé Lo yi Cissé Lo kenn dëggatu ko bu ma génnee mu baalanta ak xañ mii ñi dénoncé càggato bi dénoncé jaaykat yi drogue yi borom immeuble yi mu wax lépp lu muy wax mu mel ni ku jafur ah dugg na ci ruq kañaam bi toog na ana ñeneen ni ana ñoom Birima ana ñoom Gaston Mbengue ana ñoom Kirikou ana ñoom maître ma Xaamaan Diouf pour ngeen dégg ko léegi sa problème la léegi foog ñu dem jëli ji les nouveaux ñi dem jëli ji ñu bees kanam yi bees lañu soxla parce que kanam yële ñun dañ daf ñoo miis ñun safatuñu léegi xaaral ñu dem ñu jëli ji yeneen kamikaas kaama ki du jàll de dama la koy wax mu leer nañ te dinaa ñëwaat ci yow ci weekend bii gis nga sa journaliste boobu nit ñi bëgg a xam ak sa député yooyu di trafiquer suñu passeport diplomatique kaama ki dañoo bëgg mu leer nañ kaama ki damaa bëgg problème passeport diplomatique bi mu leer te gis nga Ousmane Sonko da ngeen koy delloo passeport am ci nii mbaa ci naa kaama ki sinon dama lay jëlal campagne comme ni ma la ko doon jëlalee ay temps yi passé dinaa la ñëw takkal encore ay lenge fii Ousmane Sonko yaa xam da ngay diisoo ak sa ministre de la justice ngeen jéem a xool noo leen di defee seen procureur boobu ngeen tegal foofu Bassirou Gueye procureur par procuration bi ngeen teg foofu seen mercenaire boobu ah ngeen jéem a xool noo leen di def mu trouver date jour heure ñu juger affaire de Ousmane Sonko Adji Sarr bi parce que nous on en a marre sonn nañ Ousmane Sonko mu ñëw mu def fii tournéem bëgg nañ koo gis nam nañ ko lool mu ñëw seet si ñu mu ñëw nemmeeku ñu waaw ngeen bu koo teg foofu ngeen di bëgg di jouer avec la personne léegi bàyyi ngeen la personne Ousmane Sonko yéen a ngi dugg ci biir këram yéen a ngi forcing pour dugg ci biir njabootam yi
boo yéen a ngi laal jabar boo leen paree ci jabar fi ngeen di jëm fan ngeen di jëm ci doom ndaxte jaaroon ngeen ci yaayam dem kër yaayam sa case fa demoon ngeen fa léegi bàyyi ngeen fa léegi dugg ngeen ci biir këram jabar ngeen bëgg a song depuis le 3 mars yéen a ngi jéem a xool noonu la di indee problème de Ousmane Sonko jabar pour créer la zizanie dans son foyer Ousmane Sonko nag yàlla ñoo may ko ñaari jeeg yoo xamante ne dañoo am kabesa xam borom kër bi ñu am kàlla xam valeur am ñi toog te yàlla tax di ko sëyal boobu dara xewagul lu ñu egg si tey ñii naan dañuy ñoo def fi luy tax suba ñi xeeb leen wala ñu leen di xoolee leneen ak beneen bët ngeen dem jëli seen kamikaze bu ñaas bii def si 111 ans yi ci kanamam xeesal ba kenn xamul na jigéen la wala góor la xeesul ñuulut ak tuñam bu ñuul bi mel ni xat bu ndaw ngeen ne mu ñëw divertir ñu ñun ñuy xaar turu député doome xaraam yooyu yore suñu 1,3 million de salaire yore suñu oto yi jar 100 millions xaw ma 50 millions yore suñu terrain yore suñu passeport diplomatique ñu delluwaat encore di jaayaat encore di commerce ci kaw sénégalais encore ci turu passeport diplomatique yooyu te consulté wuñu kenn ñun foofu la ñu bëgg mu leer bëgg nañ xam ñan ñooy doomi xaraam yooyu ñu teg leen ci place publique ñëpp gis leen destituer leen seen fonction de député saisir seen bien parce que yàgg nañ ci ça fait 10 ans nga toog ci pouvoir bi donc ça fait depuis 10 ans ces députés yooyu ñu ngi toog foofu ci biir assemblée bi di jël suñu passeport diplomatique di ko def nu mu toll ci caapayaasin ngeen jéggal ma ci kaddu jël suñu passeport diplomatique def ko xuuru naar duñ ko solal slip duñ ko solal caleçon duñ ko solal dara ñoom la dañ koy bàyyi noonu rek ci biir caaya bi rek muy lontor booy dox moo lay jiitu moo lay xalal yoon bi muy lontor dañoo ne ni que ne doy na kilifa bi ngeen yore noonu ci biir prison bi parce que moom du député war na mun a nekk prison léegi ana député yi lan moo tax ngeen bëgg a suul affaire de député yooyu yore passeport sénégalais di ko diil ànd ak journaliste yooyu lan moo tax tur yi génnuñu lan moo tax ba léegi sénégalais ñun mënuñoo xam qui sont ces députés là qui sont ces journalistes là pourquoi ngeen bëgg a protéger loo ñooñu kumba am ndey kumba amul ndey door doom làqu doom ngeen bëgg ñoo indil benn comment dirais-je man ce gars là même ay ree la ma def quoi yow au lieu de fermer ta grande gueule là au lieu de faire profil bas tu sors on sait pas si tu es un homme ou une femme non seulement tu te dépigmentes la peau de deux tu es tout le temps dans des querelles de bord de fontaine là avec les uns et les autres surtout en majeure partie des femmes de trois toi tu es accusé de l'homosexualité d'avoir couché violé un jeune garçon waxatuñu ci loolu yow tu viens il y a une femme qui habite aux États-Unis là qui t'a violé qui t'a accusé de vol de bisou en or yow damoo setal sa bopp ci loolu yëpp nga am ko yow t'as été viré de ton travail parce que tu as enregistré tes collègues à leur insu yow tu as tous les pathologies de ma bonne nga waroon a mën a tëj sa gat bi yow Tange lem sa xuur yi ba mu baax nga toog ci kawam mu doon sa coussin defoo ko nga ñëw ngay taxaw ngay naan yow la ñuy jël ne la na nga génne nga wàcc Ousmane Sonko loo am ci Ousmane Sonko génnee ko nga tegal ñu ko ci place publique ndegam yow yaa yor bu vrai bi ba nga koy lancé défi ne ko ne Ousmane Sonko génnal nga wax yow ku la bàyyi Ousmane Sonko daf laa nawloo ba muy ñëw taxaw fii nga di ko naan ay génnal nga wax nga fa ne Ousmane Sonko dina génn mu wax ak yow Ousmane Sonko buy wax sa baay lay waxal di Macky Sall kooku lay waxal seen père de la nation boobu te nga taxaw ak jabaram kooku la Ousmane Sonko di waxal malgré jeune âge am yow dalaa nawloowul danga laa xeeb dangaa tuuti ci kanamam pour muy tudd sa tur dinaa day wax ak yow Ousmane Sonko n'a pas adressé ses ay paroles ay ministre
adressé wul procureur adressé wul keneen ak keneen un vaurien comme ça un gars qu'on sait même pas qu'est-ce qu'il est dans ce pays un tata faatu boo xamante ni que ni day toog di xeesal di wax di lamsal mi ngi ci teesante mi ngi ci jëw mi ngi ci enregistré mi ngi ci sàcc mi ngi ci ay viol nga waroon a toog ba pare ngay yàq der ngay naan Sonko ñu ma àndal dañuy waa ñoo tey Tange ñu ñoo tey yaa def lu tax tey may wat sa coq yi yow yaa def lu tax ñu yow tey Tange ku la bàyyi xaw ma na am nga jabar de wala amoo jabar yow da nga bàyyi nit dugg sa biir sa vie privée di wax sa jabar yi wala di wax sa famille sa vie privée di nga nangu loolu xam nga doo leen di mesurer affaire bi ngeen xool da mbuuba bi dina leen jot wala du leen jot yéen toujours daal da ngeen koy ñaw noonu à peu près ngeen bugg koo force nit mu sol ko bàyyi force yow doo wax si sa affaire yi yow yaa ngi def lu naan wang lu naan fang ni jant au lieu que nga teg sa baaraam ci loolu nga indil ñu leeral ci loolu yow nga da nga waroon a taxaw ci kanam caméra ngay wax yow lan nga jot ak Viviane ak doomam yow lan nga enregistré ba ñu dàq la ci seen TV yow lan nga jot ak Ouzin Keita ba mu lay accusé de viol yow loo sa ka jigéen boobu nekk États-Unis ba mu ne yaa sàcc ay takkaayam léegi yow yaay donneur de leçon quoi yow yaa xam ju góor bu yore ñaari jabaram ci biir kër ah yow xam nga li xew foofu ay robe rouge ay kooku jabar ji daa génn ba mu confirmé que ni robe rouge am na ba mu jël bagage am mu dem yow yaa ko yóbboon sa biir oto nga gunge ko kër ndeyam yi delloo ko kër ndeyam yow yaa ko yóbboon jabar président bi muy génn jour boobu ci guddi boobu yow yaa ko gunge yaa ko fekkee am nga photo yi am nga vidéo yi génnee ko nga tegal ko sénégalais yi comme yow la ñuy yónnee nañ la jox lépp mu mat bu leen dee nangu ñuy ñëw rek di leen jox ay fen ngeen di ñëw di toog di jàkkaarloog sénégalais yi ngeen bëgg a dox suñu kaw maayen ñun dañoo soxla les députés là qui sont en train de faire des trafics de visa ñoom la ñu bëgg seen tur ak seen sant képp ku meloo ci trafic de visa de passeport diplomatique et de visa soxla nañ seen tur ak seen sant kilifa bu mu wéet moom kese fu mu nekk parce que bëri na ñu nekk foofu te ces passeports diplomatiques kaw ma il est temps que nga récupérer passeport diplomatique sénégalais jël nga suñu passeport diplomatique Sénégal nga def ko daal benn papier PQ daal kuy dem toilette nga jël sa passeport diplomatique nga xool feuille bi nga xamante ne dafa kenn dafa fa visa bi ñu visa ba pare bi ñu tamponné ba pare nga xotti ko nga daal boo puupee ba pare nga jël ko nga laabo nga torsee ko sa kii nga avancé dem le nom passeport diplomatique sax xam leen sax lu muy signifier yéen daal passeport diplomatique daal c'est un papier de secours mun nga dem toilette boo demee nga jonkoon ba pare def say besoin nga def ni amoo papier amoo ndox booy laaboo mun nga jël si côté bi nga xamante ne que ça fait 2 ans 3 ans boobu tamponné nañ ko ba pare nga xotti passe boobu nga jël ko rek daal di ko torser sa taat yi nga avancé dem valoriser leen chaque chose à sa place chaque chose avec les personnes qui va avec mun nañ jël un passeport diplomatique jox ko ay jaaykatu jën ay jaaykatu gerte ay xawaare kat ay samba mbayaan kat ay nit yoo xamante ne tekkiwuñu dara jànguñu jonguñu xamuñu tous yow Tange nag yow la ñuy yónnee pour nga ñëw divertir ñu ñun ñuy xaar suñu réponse man maa lay yónni nag ci ñi lay yónni nga ne leen jeeg nee na loo leen di xaar pour juger affaire de président lan ngeen di xaar pourquoi jusqu'à présent ça traîne bu dee parewuñu nañ ko delloo passeport am nañ ko delloo passeport am pour mu mën a tukki parce que moom soxlawul passeport diplomatique moom passeport am bi bu yore noonu moom mun na ciy tukki yéen ngeen jël seen passeport boobu ngeen jël ngeen yàq der bi ba Ousmane Sonko toogee mu récupéré waat passeport yooyu yëpp mu annulé ancien passeport yooyu mu defaraat bu bees poul dalee leer que ni boo doon les diplomates te matoo le titre de diplomate doo teg sa taat ci avion yéen seen li ngeen nekkee nii dafa jeex caga Sénégal yi yëpp yor nañ passeport diplomatique kuy dem Dubaï
ku ministre bëgg a pare bëgg a jël dugal la ci avion yóbbu la dem di la ŋaayi mu wutal la passeport diplomatique cagay yëpp ak seen passeport diplomatique borom ñaari puces yi yëpp ak seen passeport diplomatique nga gaaw a am tey boo demoon déposer passeport normal ak passeport diplomatique bi mooy gaaw a génn sa dikki passeport normal bi ngeen jël lépp ngeen banaliser ko comme ni ngeen banaliser dëkk bi ngeen banaliser lu bëri jëlu leen dara muy dara vous en foutez carrément nii ñaa ngi dee ci ñàkk bañ a faju ñàkk bañ a lekk ñàkk bañ a naan ci ndox bu baax bi ñàkk bañ a tëdd ci ndox bi nangu fépp inondation baa ngi nele foo dem looyee stagné depuis combien de mois maintenant loolu doo leen ci wax jël leen seen plateau yi ngeen def ko genre yooyu loolu la ngeen wàcc sur le terrain ngeen ŋaññi loolu jàppale sénégalais te yàlla tax yow tànk bu dee yow da ngay wax communicateur nga temps bi nga jël noonu nga jël sa plateau de télé toog di wax dans la vie privée de Ousmane Sonko na jabaram dem na wala demut na solo na robe rouge alors bu soloon robe rouge da nga gis kuy sol robe de nuit rouge muy doxante ak moom ci kaw tali bi yéen noo leen xamee ni que ne robe rouge la sol yéen li ngeen di avancé noonu foo leen ko amee yéen ngi dugal seen bopp xamul leen vous êtes tellement bête comme vos pieds idiot comme c'est pas possible quoi yéen ngi dugal seen bopp yéen noo leen xamee ni que ne Ousmane Sonko dafa nekkoon ak jabaram ci biir néeg ñi jàppante ci problème Adji Sarr loolu noo leen ko xamee man léegi je vous retourne la question noo leen xamee ni que ne Ousmane Sonko moom ak jabaram nekk nañ ci néeg ñi jàppante ci ak problème Adji Sarr te jabar ji robe rouge la sol xanaa kay jabaru président lu muy dof ak nu munti demee nga ma nan na ñemee sol robe rouge ba pare muy ñëw di jaax di traîner ak moom ci plateau de télé wala di ñëw di doxante ak moom ci kaw mbedd bi robe de nuit on le met pour aller au lit en robe de nuit on le met pour son intimité on met pas une robe de chambre pour aller se promener dans la rue ou bien pour aller accueillir un ami dans le salon booy waaj a am sa gan robe de nuit doo ko sol yéen noo leen amee information boobu kan moo leen ko jox foo leen ko jëlee da ngeen nekkoon ci biir kër gi wala président bi mu nekkoon ak jabaram ci biir néeg bi da ngeen nekkoon foofu da ngeen doonoon ay picc wala ngeen doonoon ay melentaan wala ngeen doonoon ay yooy wala ngeen doonoon ay muus yi nekkoon ci biir néeg bi il faut ngeen wan nit ñi yéen ak ñana wala ay araignée ngeen doonoon ngeen dugg ci biir këram yéen noo leen xamee ne que le président dafa nekkoon ci néeg moom ak jabaram yi jàppante ci affaire de Adji Sarr foofu laa bëgg ngeen ñëw ngeen tontu ci Abdou Jambar xaaral ma ñokk ma génnee sa ndey fii voilà man faa maa ngi sama néeg fii ak sama jëkkër ñi tëddu sama biir néeg nit ku dëkkul sama dëkkandoor dëkkul sama biir kër mayuma jabar mayuma jëkkër fekkewul bokku ba ak moom dara toog fële nee na moom xam na li ma doon wax ak sama jabar li ma jàppante ak sama jabar ci biir néeg xamul sama jabar fréquenté wul sama jabar mais ñoom dégg nañ man li ma doon waxtaan ak sama jabar suñu intimité bi suñu biir néeg ah ba ñoom xam nañu yére bi sama jabar sol fanaanoo ko ak man ngeen di toog ci plateau de télé ngeen di tudd ay robe rouge yow Tange doo génnee sa robe rouge jabar de sa couleur slip jabar yi doo ñëw toog ci plateau de télé wax ko te xam naa ne doo may benn nit kuy toog ci plateau de télé wala feneen di tudd say slip jabar wala muy tudd say robe de chambre jabar lan mooy ndeyu un futur président ngay tudd ay robe rouge jabaram ay ñoomi seen ci ay affaires yoo xamante ni que ne yëfi doomara boo xamante ni que ne a été monté tout pièce pour rien que pour dénigrer la personne c'est la sorcellerie yéen ay dëmb ngeen ay nooxoon ngeen nga puutu ma leen su bokkul ma leen doomi jàmbur bi nee leen xaa mu ne pàcc suuf kii ni ngeen ko yab ni ngeen ko ŋànkee sax daa garaaw kii lan la war a mun a def man affaire bi daf ma téye sama bopp bi sa vidéo bi bu ñu ma ko joxee depuis dëmb
ma koy déglu ma lay xoolaat la ma lay dégluwaat la dama ne kii c'est quoi son problème kii fan la newoon pendant ces 7 mois là fan la newoon c'est fait madame Aïdara kii fan la newoon nga toog ba 7 mois comme Bougazelli ñu bëgg laa remplacer par Bougazelli yow Bougazelli moo la ëpp moo la gën a suur moom jaay na ci feew bi yi mu supp ci mu lekk ci ginaar yi ba mu fees del ba génnee ci koll yow yaa ngi wow mel ni teloon dal la nga bëgg a ñëw jël sa bopp ne nga ne da ngay ñëw jàkkaarloo ak ay xale yi pare Sonko boo xoolee ñu koy topp yëpp tranche d'âge yi ñun ñoo ci xaw a màgg tuuti ñun ñoo laal quarantaine yi jëm ci kaw ñi ñu gën a féroce mooy les 20-25 ans yi ñoo gën a féroce te ñooñu ngay ñoo dajal boo bàyyi lee du tudd turuf Sonko sa plateau de télé ñoom ñooy téye sa coq yi di ko witti mel ni kuy witti xoolal ay branche lii maa la ko wax yow Tange boo bàyyi lee turu Sonko di ko tudd sa di tudd ay intimité jabaram Sonko si ñoo lay jàpp dinañ téye sa coq yi comme xam nga da nga am yi bejjaaw fii bela ñuul dinañ ko witti benn dinañ la épiler ba mu set wicc comme da ngay xeesal bu boobaa boo diwee sa yaram bi yëpp dina maasale da ngay régler say fecc waa APR bu ñuy uti seen kamikaze yi nañu génn nañu indil ñu ñoom nañu indil ñaari kamikaze yooyu nekk suñu biir assemblée di suñu député di trafiquer suñu passeport diplomatique te nanguñu tudd seen tur yi te ba léegi procureur de par procuration Bassirou le mercenaire de Macky Sall de APR nangu ci autosaisir comme dans ce qu'il a fait dans le dossier de Kilifeu daf ko jox mu pangte ko ku jege Ousmane Sonko moom dañ lay pangte mais ku nekk ci ñoom ils vont prendre des pincettes dañuy xool di tourner vous trouvez ça normal yow Tange posé woo question boobu foo biyee lu muy yàq ci dëkk guerre civile sax indiw ko lan moo tax doo jël sa plateau boobu nga laaj lan mooy ndeyu vidéo Bougazelli bi nga ko gisee lan moo tax defoo émission ci loolu nga teg pression ci état bi ne leen affaire de Bougazelli bi lan moo tax Bougazelli vidéo bi génn nañ te Bougazelli daa toog ci plateau de télé di doon weddi que ni loolu amut policiers yi dañ ko doon jéem a corrompre dañ ko doon jéem a jënd sa ne ko ne na leen jox dara pour bu kii leen affaire de faux billet amut muy fen vidéo bi génn contredire lu mu doon wax ngeen koy seetaan te ba léegi Bougazelli kenn dama koo jëli mi ngi këram di lekk ay ginaaram di misu di lekk ay sawarma ay kenn xamut ay dibi yow dégg nga loolu gis nga vidéo bi Tange dégg nga bi ñuy wonaa ni que ne am na ay députés yi nekk dans l'Assemblée nationale ñoo xamante ne que ne dañuy jël suñu passeport diplomatique di ko diilee di ko jaay bëgg nañ xam ñun suñu passeport diplomatique kan moo koy defar kan mooy délivrer passeport diplomatique et au nom de quoi au titre de quoi lay délivrer ay nit ñi ay passeport diplomatique qui sont les populations sénégalaises qui détiennent nos passeports diplomatiques ñan ñoo nekk actuellement di voyager avec suñu passeport diplomatique on va avoir la liste de tous les gens qui voyagent avec les passeports diplomatiques ñu xam ñan la et pourquoi ils travaillent dans quoi quelles sont les démarches diplomates là yi ñuy dem di defi ji ba mu jaral la ñu jëlee suñu passeport diplomatique boo xamante ne que ne ça représente chacun de nous parce que diplomate bu romb ak passeport diplomatique yow yaa ngi représenter les 17 millions d'habitants bi nga bàyyi sa ginnaaw tu voyages pour représenter ces 17 millions d'habitants nañu génne liste de tous ces gens là qui détiennent nos passeports diplomatiques au Sénégal pour ñu xam ko may ñaan nag les liveurs là sénégalais yi muy góor muy jigéen mettons nos égos de côté et battons-nous pour une cause commune pour un intérêt commun mais mooy lan xaw ma est-ce que vous vous rendez compte xaw ma day yëg ngeen ce qui se passe parce que on est en train de parler c'est bien beau de faire la sensibilisation autour de dem leen bindu ji uti leen seen carte d'identité def leen nele mais vous avez oublié que notre leader Ousmane Sonko n'est pas encore libre
il est sous contrôle judiciaire et qui dit contrôle judiciaire à tout moment mun nañ laa tere bouger mun nañ la indil problème tu n'es pas libre ñun dañoo waroon a manko doon créer benn plateforme yëngal Facebook bi ba mu tàng jër pendant 1 mois 2 mois 3 mois faire pression sur ce gouvernement tordu là qui est en face de nous jàmbar la ñoom soit lenn la ñuy def juger affaire de Adji Sarr tout de suite et restituer le passeport du président Ousmane Sonko pour qu'il puisse déplacer mu dem fu ko neex loolu la ñu war a def suñu combat ci loolu lañ ko war a focaliser man koo doon benn def nga ne maamu buri dénoncer l'histoire de ces passeports diplomatiques européens yi dégg ko ku nekk ci làkk bi ñu ko dégg nga toog nga live ci ba ñëpp jot ci aller faire des bruits devant les différentes ambassades consulats yi ba ñooñu ñu jot ko ñu xam ne que ne bu subaa un passeport diplomatique balaa un consul wala un ambassadeur français wala belge wala hollandais wala feneen di def tampon ci passeport boobu il va poser des questions parce que man tey su ma noonu bëggoon a indi tey sama benn mbokk voilà des questionnaires comme ça la lay mel ni nit koo xamante ne que da ngaa xëy nga rey nit te pourtant reyoo kenn tu veux juste aller découvrir un autre pays différent bi fi nga dëkk mais li ñu lay questionnaire yi ñu lay posé même un criminel n'a pas ces dossiers là on lui pose pas ces questions là tu te justifies tu passes ton temps à te justifier ba pare da ngay fay te tu n'es pas certain d'avoir ce visa quand ils vont te délivrer le visa non seulement tu payes il faut payer pour avoir un rendez-vous tu payes pour ça tu payes pour ceci tu payes pour là-bas tu payes pour avoir un visa nga fay loolu yépp tu n'es pas sûr que dinañ la tamponner sa passeport ni di nga am visa pendant ce temps-là il y a des passeports diplomatiques qui sortent de nulle part qui atterrissent dans ces bureaux-là ces mêmes bureaux ñi leen di tamponner muy delluwaat ci seen borom ñoo ñuy tukkee moom sur le dos des Sénégalais. Moi je veux la liste de tous les diplomates là qui voyagent avec nos passeports diplomates. Tous ces gens-là qui font le deal là de visa là avec des passeports diplomatiques. Parce que le passeport diplomate là, passeport qu'est-ce que c'est? Passeport là, bu ànd ak ay visa. Moom la ñuy délivrer. Bëgg nañ xam qui sont derrière ces passeports diplomatiques. Qui sont les demandeurs là de ces visas là? Pour ces diplomates là. Et on veut avoir la liste de tous nos diplomates là. Les gens, les Sénégalais là qui voyagent avec nos passeports diplomatiques. Ñu xam qui ils sont. Parce que moi, j'aimerais bien connaître nos diplomates sénégalais, hein. Bëgg naa xam ñan ñooy suñu diplomates. Qui sont ces Sénégalais là? Ñi di xandaalu un peu partout dans le monde qui parlent partout avec nos passeports diplomatiques. Bëgg naa leen xam. Je veux mettre un visage sur ces différents passeports diplomatiques. Ñi leen détenir ñoom ñi yore passeport diplomatique Sénégal ñi doxante ak moom de gauche à droite dëkk ak dëkk ñi dem partout bëgg naa xam ñoom lan la ñuy représenter Sénégal ba ñu nar a jóg nar a ñoo dem représenter un peu partout parce que quand un diplomate se déplace c'est pas pour venir faire visiter le tour et faire les repartir non turu askanu dëkk bi mu yore passeport am moo koy tax a déplacé wu donc ñoom passeport yi bëri yooyu may dëgg mu mel ni ay papier pécu nga xamante ne que ñëpp ko yor doomi ministre yi yor ko doomi député yi yor ko xaritu député yi yor ko seen yaama neex yi yor ko seen ndey dikke yi yor ko ñëpp ko yor bu ñu demee ba ñoom Birima di am ay passeport diplomatique ay Gaston ay ñoom Kirikou da ngay lim doo jeexal cela veut dire que y a plus de diplomatie au Sénégal diplomatie dem na yàgg na a perdu sa valeur xam nga li ngeen di wax noonu ci papay Ablaye Wade c'est vrai ah papay Ablaye Wade moom bu mu ñëwee passeport diplomatique bi moom moo ko banaliser man mii di wax ak yéen am naa sama mbokk yoo xamante ni lii tukki nañ ak seen njaboot yi ak ci passeport diplomatique jamono Ablaye Wade te pourtant duñu ay diplomate
liggéey ñu dara biir Sénégal pour mën a mériter passeport yooyu. Un jeune étudiant parce que son père un ministre ou bien son père un député wala kooku lan lay doy suñu passeport buy dem jànga ñi ñoo ñuy scolariser ko fii en Europe dans une école il vient se présenter avec un passeport diplomatique sénégalais école boobu muy dem noonu sax di dem di inscrire ñoo ñuy von rikaane dañuy fontoo Papa Ablaye Wade liggéey na fi lu bëri mais lu mu fi yàq tamit bëri na. Passeport diplomatique ci jamono Ablaye Wade c'est fait pour les marabouts, c'est pour faire plaisir les marabouts. Rachat de conscience de tous ces petits marabouts là pour que qu'ils soient redevables envers lui. Mon da ko doon def pour loolu la. Di jël xaalis Sénégal di ko yóbbu di ko maye. Jël suñu passeport diplomatique di leen ko jox. Macky Sall nag comme il faisait partie de ce même vieux mentor moo ko yar ma ne leen boo leen jëlee APR ngeen tourné ko dina leen jox PDS déggu leen de APR tourné leen ko mu jox leen PDS ngeen jël PDS ngeen tourné ko mu jox leen APR tur bi rek moo bokkut tur parti bi rek moo bokkut de mais c'est les même façon de faire même méthode. Macky Sall li mu jàng ci jamono ci nguuru papay Ablaye Wade moom la nekk di perpétuer c'est les mêmes choses qu'il est en train de perpétuer là moom la nekk di def parce que Macky Sall xamul beneen politique lu dul politique bu mu jàng ci biir Pastef kii astafurlaay PDS moom la jàng politique bu mu jàng ci biir PDS moom la nekk di doxal ci biir APR turu parti rek ñoo changé. fële ñu ne PDS fii ñu ne ko APR Macky Sall xamul leneen beneen politique lu dul politique PDS munul def leneen lu dul ni ko PDS di lu mu jàng ci biir PDS rek la mën a fonctionner boo ma des soxor ak bon bi nekk ci moom parce que papay Ablaye Wade amoon na xol yërmande jabaram di suñu yaay Viviane Wade am na xol yërmande te nit ku weex la woon munul romb ku feebar munul gis ku xiif xale yu ndaw yi mu jël la mu def leen xaritam foo ko fekk mi ngi inauguré xeebul xale mu jël jigéenu Sénégal yi mu xam jigéenu Sénégal yi li ñuy daj ci seen biir kër yi mu leen di jàppale te yàlla tax certaines pathologies yi lu jëm di les gens qui ont des maladies contagieuses mel ni comme sida ak ñeneen daanoon na jël jigéen yooyu di jël góor ñooñu en charge muy ubbi partout des différents endroits pour ñu mën a di jël ay xale en charge côté boobu y a rien à dire li kooku di def sax gannaaw la bi ki nga xamante ne que kooku ci ñun la bokk di suñu première dame actuellement di Marième Faye Sall kooku dara fekku ci Marième Faye Sall pour mu gis la il faut nga génn ci télévision bi ngay yuuxu di bërëngu def say manière média yi jël la ñu lay passante de média de plateau en plateau pour mu soog a mun a ne kër ne que de finalement dama koy jël en charge mais Marième Faye Sall foo doon xëy madame Viviane Wade dafa amoon lu ci lu mu doon jàpp ci looy xëy parce que bu ma xoolee le nombre de femmes ay nombre de xale ay nombre de góor ay nombre de doomi sénégalais yoo xamante ne que ni ñi ngi noonu di souffrir ci feebar yi bon yoo xamante ne ñun amuñu ko woon y a plus de 20 ans 40 ans ci ginnaaw tey feebar bu yooyu am nañ ko tey suñu dëkk xale yi di juddoo di ko indaale nii ñi di màggaale ak feebar yooyu wala ñu jëkki saay rek feebar bi dab leen léegi façon pathologie bu neen moo am ay problème de respiration problème de insuffisance rénale problème de dialyse problème de hépatite problème de ceci problème de MST sida lu ne lépp loo xamante ne que ne bon na rek ñun am nañ ko Afrique te amuñu les jumtuwaay pour ñu mën a jël ñooñu yëpp en charge
léegi nag boo leen toogee ñun ñu am suñu ay député ñii nga xamante ne ñi ngi trafiqué des passeports diplomatiques avec des visas te ñee nañ ñoom sénégalais yi la ñuy représenté kii di passeport diplomatique nga ne sénégalais ñun man je veux la liste de tous nos diplomates sénégalais ñi nga xamante ne ils voyagent avec nos passeports diplomatiques te ñu wax ñu ñoom ñooy kan pourquoi ñoom am nañu droit de voyager ak ñu leen di jox passeport diplomatique yi ñuy voyager ak moom man loolu laa bëgg a xam beneen bi les journalistes là ñi nga xamante ne ils sont mêlés dans ces histoires de passeport diplomatique ak de visa là nañu leen génnee kilifa bi ngeen dugal noonu ci prison bi parce que ngeen ne lan la am na vidéo bi ko bi tax ngeen dugal ko foofu les députés là yi ngeen bëgg a suturaal les députés là de Benno Bokk Yaakaar de APR gënuñu kilifa doo leen dóor doom di lakk doom mun leen jël ay député jël ay journaliste ngeen jël leen ngeen boot leen roogante leen ngeen jël doomi jàmbur boo xamante ne comme moom di député du dara il vient d'un endroit pauvre ngeen jël ko ngeen dugal ko ci kaso bi parce que kooku il peut pas se défendre amul tur parce que lan la Ousmane Sonko nee na kooku la àndal léegi nag ngeen dem jëli bu gësali mu ñëw mu divertir affaire yi jàllut gis ngeen fu mu mujjee kaw ma ki demal uti sa comédien yi baax yi créer un nouveau daaray coach nga commencé yow mii ngay toog ngay def ay coaching ngay coach sa kulun yi ngay jël di leen teg ci kanam caméra yi ñi ñoo di ñu divertir man dama la ne kaw ma kii l'histoire de Ousmane Sonko da nga koy restituer passeport am by force wala l'affaire de Adji Sarr laa ñu jugé ko ci daar bi na nga ne sa Basiru mercenaire Guèye la xaw ma nu mu sant procureur par procuration la na jàpp date jour ak heure Ousmane Sonko na ko delloo passeport am wala mu xoolal non lieu bi na ko prononcé devant le peuple sénégalais mu delloo ko passeport am Ousmane dem jàpp occupation dafa am des Sénégalais qui l'attend un peu partout dans le monde. Il doit faire ses tournées, il doit commencer à faire ses tournées. C'est pas dans 2022. Il y a doit décider. C'est pas à vous d'avoir les derniers mots. Il y en a décidé. C'est nous le peuple, c'est nous qui vont décider. Parce que le procureur là, il n'est pas là pour juger les koulouna. Il n'est pas là pour les chiens ni pour les bam sauf. Il n'est pas là pour les animaux, il est là pour les êtres humains. Donc nous êtres humains, nous doomi adama yi, ñun doomi sénégalais, ñun ñoo bëgg que l'affaire là soit jugée dans l'immédiat. Bëgg nañ ngeen décider dans les jours à venir ngeen décider ay robe rouge la ay jabaram dem na ñun suñu yoon neew ci bés bu yàlla sakk jabar dem do amoon nañ fi rumeur ci ginnaaw ay at ci ginnaaw ñu ne Kaaw Macky suñu première dame daa bëggoon a mere bëggoon a tas bi nga jëlee xawma l'autre actrice là Tabares xaw ma nan la Tabares la sant non une certaine fille là qui sant gisoon naa ko ci Facebook bi ñu yónnee ma ko woon nga doon voyage ak moom ñu wax ko ma reem loolu doo leen ko wax de jël leen thème bu mel noonu ngeen jox ko Tange Tandian mu ñëw toog ci kanam caméra bi mu wax ko Tange xanaa yëgoo woon loolu waxuñu la ko ni Kaaw Macky dafa doon tukki mu am benn artiste actrice xaw ma lu muy actrice lan la ci biir Sénégal lan lay joué ci biir Sénégal ki bokkoon ci biir délégation yi waroon a voyage ak Kaaw Macky te taamare première dame bi mu yëgee loolu dëgg naa ci saa si la taxawal oto nee na moom tamit day bokk ci délégation yi war a dem tukkee ak jëkkëram noonu la ñu wàccee ndaw soosu ñi rawale ko d'après les dires loolu doo leen ci wax de ñun am nañuy rumeur yooyu fii mais comme c'est une vie privée là Karina Tavares merci comme loolu c'est dugg na ci contexte privé ñun loolu mosu ñoo intéressé ce qui nous intéresse c'est la façon de gouverner de Macky Sall point la façon que Macky Sall est en train de dilapider notre argent avec son entourage gouvernement bi mu mettre en place point comment la justice sénégalaise là fonctionne le mal fonctionnement de cette justice sénégalaise là ñun loolu moo ñu intéressé c'est pas des problèmes de cul des uns et des autres moo ñu intéressé woon moo tax on se focalise pas dans ça léegi nag vous avez eu recours à tout deseetu leen dara seen bali yëpp ngeen tiré dara deseetu leen ngeen dem jël un clown comme ça là qui s'est donné le mal
de se tatouer 111, le numéro 111, qui signifie rien du tout sur terre. ci kanamam bi xeesal sàcckat or violeur fenkat kuy enregistré nit ñi à leur insu kooku mooy ñoo taxaw mu ne day suer la réputation du président Ousmane Sonko ba muy dugg ci vie privée am di wax jabar kooku lu mu sol ak lu mu solut te suba kooku bu ñëwee doon président fii di nga ko mën a xool ci biir bët nga xool ko nga ne ko man maa toogoon ci plateau ma toog ma doon wax sa jabar robe bu rouge mu soloon sa jabar ba mu tasee yow musoo tas laa ngeen kaw ma que lan la forgom boobu 3 mars forgom boobu ñu jëloon ñu buure ko des matériaux de technologie là pour muy enregistrer ay effets sonores yii di doon xew ci biir kër Ousmane Sonko li ñu doon wax yëpp ñu ko doon enregistrer pour lan la woon enregistrement boobu fan lañ ko yóbbu lan moo tax ñu indi woon forgonet boobu berlingo boobu ñu teg ko ci buntu kër Ousmane Sonko di doon enregistrer li doon xew ci kër Ousmane Sonko fan lañ ko teg te bi ñuy enregistré ba pare lan moo tax ba léegi ñemew ñoo génne enregistrement boobu ñu teg ko en place publique parce que xam nañ ne que ils ont violé son intimité di ñoom ñoo ñëwoon pour enregistrer ponkalumaa bu góor bu tëdd ci biir këram ak ñaari soxnaami ngeen dem di enregistré kooku ngeen dégg fa li ngeen fay dégg ngeen toog ñemew leen génnee ay audio ñemew leen génnee dara ngeen jënd di louer les services des kamikazes pour ñooñu ñoo toog ñoo di ñu divertir pendant ce temps là les vrais caïmans là qui sont en train de trafiquer nos visas et nos passeports diplomatiques ñoo ñu ngi toog di lekk di nelaw kenn inquiété wu leen parce que lan la ils font partie de APR ngeen bëgg ñoo divertir. Il est où le soi-disant journaliste là qui fait partie de ce lot là de ces trafiquants de passeports diplomatiques là? Pourquoi jusqu'à présent ils ne sont pas inquiétés? Pourquoi ba léegi ñun amuñu seen tour? Pourquoi amuñu seen santa? Qui ils sont? Pourquoi? Depuis quand ils ont commencé à faire ce trafic là? Qui sont les gens qui sont mêlés dans ça? doo leen ko wax. Et pourquoi Sénégal ñun nos passeports diplomatiques là ñu koy distribuer du grand n'importe comment on distribue des passeports diplomatiques comme quelqu'un qui distribue des cacahuètes loolu doo leen ko wax. Et on va avoir la liste de tous les détenateurs, de tous les Sénégalais qui détiennent nos passeports diplomatiques. Qu'on nous donne la liste de tous ces noms des gens-là qui détiennent nos passeports diplomatiques. Qui sortent, qui nous disent pourquoi eux, pas nous, on est 17 millions d'habitants. Pourquoi distribuer des passeports diplomatiques à des gens qui ne représentent personne, à part leur petite personne. Il se permet d'aller se promener, de se paroter partout dans le monde. Des putes qui traînent avec nos passeports diplomatiques. Ay góor jigéen yi di traîner avec des passeports diplomatiques sénégalais. Et vous avez le kilo et le toupet d'aller chercher un clown comme Tanga, venir le poser devant l'écran là. Xeesal boo kenn xamul ndax góor la wala jigéen la ah ñaas kanamam bi 111 jëmeñam bu ñuul bi mel ni xaj bu ndaw mu ñëw fii bëgg ñoo divertir. Pendant que ñun ñu ngi xool nan la ñuy def ñu delloo Ousmane Sonko passeport am ndax mu mën a voyager pendant que ñun ñu ngi xool di xool est-ce que ñun dinañu génnee turu les députés là ñi nekk di def seen njuuj njaaj loolu yëpp soxal leen de ngeen bëgg ñi ñoo indi fii ay diversion di ñu ñoo emmerder. Gars yi waxtaan bi yàgg na on a fait plus de 1 heure de temps man fii laay yemale waxtaan bi dinaa ñëwaat encore week-end prochain reeraguma defuma dara Tange man maa lay xaar yaa génn nga déclaré guerre à Ousmane Sonko et les militants de Pastef et les sonkis man nag je fais partie des sonkis du ma militant Pastef je fais pas partie de Pastef yoruma carte de membre de Pastef bokkuma dara awma dara ci biir Pastef mais je milite pour l'idéologie de Pastef pour que les choses soient claires yaa ngi dëgg Ousmane Sonko moo dee sama biir xol yaa ngi capté boobu est-ce que yaa ngi dëgg loolu boo génnoon nga wax leneen fekk duggoo ci intimité dama lay bàyyi nga wax parce que am na ñu fi génn di doon wax dugguñu ci intimité kenn waxu leen dara yow dangaa laal fi nga warut a laal yow dangaa laal te foo warut a laal génnal nga wax ci sa viol bi nga def Ouzin Keita di la ko jiiñ génnal nga leeral affaire de enregistrement bi nga def noonu sa collègue de travail ci maison de presse bi nga doon liggéey noonu ñu dàq la fa génnal nga leeral affaire de takkaay or yi nga sàcca
États-Unis Tange génnal nga leeral nga wax ñu lan moo tax yow tout le temps yaa ak Viviane ak doomi Viviane ngeen di am ay problème lan moo tax tout le temps yow ak Viviane ngeen am problème Tange génnal nga wax ñu lan moo tax yow tout le temps yow dañ lay jàpp ci ay affaire de téesante rek lañ lay jàpp dangay dem di jëw ñi lay jàppa di la enregistré di ko teg ci place publique yow pourquoi tu es dans tous les sauces Ousmane Sonko nag boo fa ñëwee man maay buddi sa coq yi maa lay jàpp ma teg la sama table de 8 personnes bii ma defaral la épilation maay épiler sa coq yi di ko buddi benn par benn di la ko tegal ci assiette nga koy gis su ma paree nag ma jël diw ak ni yooyu ngay diwoo yooyu yépp xaw ma diw yi ni ñu tudd ma diw la ko di la dugal ci sama four bi ba nga ñor bu boobaa boo génnee di nga xees dangaa bëgg a doon tubaab di nga xees man nag su leen neexee ngeen ne Ousmane Sonko moo ko yónni keneen moo ma yónni I don't care man Ousmane Sonko du ma yónni nag te maa ko mag sama rakk la du ma yónni mais tooñ moo baaxut doomu jàmbur bi da ngeen di acharné wu gratuitement comme ça sur sa personne te deful leen waxul leen xamul leen demul ci yenn doo leen dëkk dooroon doo leen daram xamul leen xam naa ne man vidéo bi ni ma ci jotee noonu mu bett ma may laajte kii kan la ñu ne ma kii la ñu waxoon kii la Ouzin Keita newoon moo ko violé Paris mu porté ko plainte kii mooy ki doon enregistré ay collègue am Sen TV ñi dàq ko fa kii la jigéen boobu nekkoon États-Unis di ko jiñ ko sàcc ma ne la encore kii mooy Tange ñu ne ma waa borom jëmeñ bu ñuul bi mel ni xaj bu ndaw ñu ne ma waa kii di xeesal nii ñu ne ma waa kii ñaas nii 111 ci kanamam ñu ne ma waa ma ne leen waaw kii lan la war a mën a waxal Ousmane Sonko kii def jéego yi wéré yii yëpp du kii moo doon teesante ak doomi Viviane ak doomi Viviane bu juddoo ci kanamam ñu ne ma waaw ma ne leen léegi nag kii moo des kii moo remplacé Bouga Zali ñu ne ma waaw ma ne leen nag kii nag il faut ñu wax ko boppam ma ne ko ma def ko wëri Alaaji Moussa Camara il faut ñu wax ko il faut ñu laaj ko qu'est-ce qu'il a qui es-tu si c'est madame ou monsieur wax ñu yooyu yaay kan comme da ngay buuxante jigéen ñi ci diw yi xam naa ne man sa yaama gën a xam diw yi baax yi war a mën a leeral yarami nit ah boo génnoon sax ngay def ay émission ci ay diw xeesal nga génn nga wax ñu nga defal ñu émission ci ay góor yi di violer ay góor nga defal ñu émission ci ay góor yi di dem di sàcc takkaay jigéen nga def ay émission ci jigéen ci nit buy enregistré nit à son insu nit buy jëw nit buy teesante nit boo xamante ne que foo ko fekk mi ngi xuloo ak ay xale góor buy teesante tout le temps ak ay jigéen émission boobu bu boobaa dina doon jar mais Ousmane Sonko lan la def intimité Ousmane Sonko mu takk wala mu fase yow loolu lan la lay war a mën a bronler yow sa biir dawul sa taat yi boy man loolu laa comprendreul pourquoi te jeter comme ça au suicide pour yow boo attaqué Ousmane Sonko di nga am buzz bi nag du la jig parce que fii ngay jaar nga fay ba fa faw yaa ngi soog a laalaake parce que dangaa tooñ te yàlla àndut kuy tooñ dangaa dem tooñ ku la deful dara waxul la deful la bindu ko fenn waxul ko fenn du ci audio du ci écrit du ci dara xamul la sax vidéo bi nu ma bettee xam naa ne noonu la koy bettee bi mu ko bu ko yëgee day poser question kii mooy kan li ma ca am ca explication moom tamit loolu la ci am dañ koy naan nekk rek kii moom la xoolal vidéo bi mu xool ñu ne ko moom la Ouzin Keita doon wax ne que moo ko violé fii Paris kii nii moom la ñu ne woon ne que moom moo doon enregistré collègue am yi ci maison de presse bi ñu dàq ko kii nii moo doon teesante ak doomi Viviane Ndour kii nii moom la jigéen boobu nekkoon États-Unis di ko doon tuumal que ne daa sàcc takkaayam ci appartement bi ñu nekkoon mu ne ah kon kii mooy yàq sama der di yàq sama deru jabar muy noonu mais xaw ma li ngay wax danga ma koy bindal comme ça ma mën koo dëgg xaaral ma jël sama kitore danga may bindal moo may arrangé boo ko defee nii am audio du ma ko mën a kii xaaral ma déglu ko
ah ok donc gars yi am benn problème fii la ñuy yemle les 23h ñuy joxante dox daje ba fan yii man daal lii laa xam waaw man daal dañ ma jàngal sama maam yi dañ ma jàngal ñu ne ma xale wenn yaayam lay téye di ko fooyee mais musuma jàngal ñu ma ne ma xale dina fooye xuuru baayam xale wenn yaayam lay fooye xale du fooye xuuru baayam man loolu lañ ma jàngal léegi nag ku bàyyi sa wenn yaay nga bëgg a dem téye sa xuuru baay nga ne danga koy fooye bu boobaa di nga xam ne que boo jàkkaarloo ak sa baay dina la wax li xuur yi ñoo tax nga judd fii lay yemale waxtaan bi nag ñu dem ba beneen na keneen génnaat na beneen kamikaze au suivant prochaine kamikaze bi na ñëw boo leen sonn ñun duñu sonn ni ngeen amee jot noonu lañu amee jot maa ngi nii du damaa liggéey depuis 6h du matin je suis debout ah il est 23h et quelque ba léegi lekkaguma sangaguma j'ai mes heures de prière yi ma war a ñoo fay ah ma taal sama connexion ñoo jàkkaarloo ak yéen nii lañ koy jàppee boo leen sonn duñu sonn bu ñu sonnoon sax ba di daanu sax dinañ jël benn une heure de temps pour jàkkaarloo ak yéen parce que trop c'est trop doomi jàmbur bi di ngeen ko bàyyi seen lii di ngeen ko génnee ci moom seen lii ngeen génnee ko ci moom parce que yéen ay nooxoon ngeen man jaaxal ngeen ma Sénégal yéen bëggu leen sénégalais bëggu leen lu baax lu médiocrité rek ngeen bëgg favoriser leen dara lu baax lu bon rek Ousmane lan ngeen di xool ci moom depuis ci bu mu génnee ba léegi dem la ngeen lire dem la ngeen lire système ngeen déglu discours am yi ngeen xool yar bi nekk ci kii li ñu def ci moom ci éducation ci maandu ci lépp ci diine kii boo leen ko xoolee rek seen yaram dafa war a mun a daw pour ngeen di toog ngeen di tibb fu bon wala fu ñaaw ngeen koy dëndale ak moom dem ngeen kër yaayam sottiwul ñoo ngeen këram sottiwul léegi ngeen ci biir kër gi nag ba ngeen faa toog nag di riigu fa dugg ci jabaram yi jabar daa sës rëkk ci xol yaay sës rëkk ci xol boo leen paree ci dem ngeen ci yaay jaar ci moom ku góor ki dem ci jabar boo leen paree fan ngeen jëm ci doom yi ngeen di jëm bu boobaa nag ñu jàkkal la jëm balaa ngeen di egg foofu nag ñuy gor seen tànk yi balaa ngeen di egg foofu ñu gor seen tànk yi ku mel ni man dinaa fi nekk ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen moo tax yéen les liveurs là les différentes liveurs kaay leen ñu mànkoo ñu doon benn ngeen teg seen différence yi ngeen di kii nii yow doo lii doo lële amul sens Ousmane Sonko daf ñu soxla te lu ñu soxlaa mooy maanaam ñu mànkoo doon benn ñu def ngeen ne maamu bruit def bruit ba ñu delloo ko passeport am wala ñu juger affaire bi ou ñu delloo ko passeport am ñaar yooyu benn moo ci am ñu def bruit ba ces députés là ñu yore suñu passeport diplomatique di ci def seen visa di voyager partout ak caga yi yore suñu passeport yi ak borom ñaari puces yi yore suñu passeport yi ñu génnee seen tur yi képp ku yore passeport diplomatique sénégalais ñu génnee sa tur ñu génnee sa santé ñu génnee ñu liste yi yëpp ñu tegal ñu ko ci biir Facebook bi nit ñi teg ci seen bët il est temps que tout soit clair kaama que loolu ngay def nga am jàmm boo ko deful maa ngi ñëwaat encore fan yii xaw ma kañ nag ni ma ko defee nii tey mun naa génnaat encore suba mun naa génnaat ginnaaw suba yow xam nga ma kaaw ma ki xam nga lan moo tax tey ma tegal la Casamance sa yow dama la tegaloon Casamance sa yow de côté parce que bëgguma ngay paniquer quoi comme Casamance sa yi boo ko dëggee day buruj bare sa xol moo tax ma jëloon Casamance ma tegal la ko fële ma indil la écho d'œil mais damaa gis ni que ni il faut que ma delluwaat encore dem jëlaat encore la ngay fi ma leen tegaat may ñëw di jàmbarloo ak yow di ñëw di jàkkaarloo ak yow di jàkkaarloo ak sa gouvernement dama leen mayoon battement ngeen commencé dem di créer ay clown di leen indi di ñu ñoo teg di ñu ñoo distraire te xam ngeen ni que ne ñun dañoo soxla lu am importance ñun ci loolu la ñuy ñoo jublu mooy élection municipales yi war a ñoo am ak législatives yi war a ñoo am préparé présidentielle 2024 ngeen yore passeport ñun ku ñu bëgg ngeen confisquer passeport am bëgg a jouer ak maayen sénégalais ngeen di dem di créer seen kulun yi de gauche à droite kulun boo leen fi indi ñu wat ko ndel sotti ko diwtiir et puis les coqam yi delloo ko fu mu jógee pour muy clair wasalaam merci beaucoup di leen jaajëfal yéen ñëpp ba fan yi encore